أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم على سيدنا محمد دائرة الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحسننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاغين ومن شر الخلائق أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi ziyaare bu baax a baax tey jéggalu bu baax ci guddee bi 22h30 lañ bëggoon ñu commencé waaye ay contraintes yu ajuwul ci sama coobare moo ma xawoon a téye ma ñëw tamit toog démarré naa live bi man commencé di wax bu yàgg ndekete réglage yu Facebook bi dama ko defoon confidentialité bi dama ko defoon kii kenn mënu koo gis donc c'était pas public ba mu yàgg laa koy doog a remarqué so di jéggalu ci loolu bu baax a baax loolu bokk na ci li tax itam retard bi kii namoon nañ leen trop xam naa bër bi yàggoon na daanaka 2 mois depuis mois de mars yaakaar naa ci lañ gëj a tasee fii waaye alhamdulilah lépp ci sant yàlla la te itamit ci lu neex yàlla la ñu ngi ñaan yàlla mu saxal ñu ci dundal ñu ci ray ñu ci dekkil ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam naa nag lu bëree bëri xew na ci diggante bi waxtaan yu bëree bëri am na fi koor gi am na fi bëggoon nañ trop ci koor gi ñi amoon ci programme waaye lil asafi shadid jaam dafay bëgg yàlla di bëgg leneen lu wuuteeg moom te lu yàlla bëgg rek moom mooy am. Sénégal comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp Sénégal dëkk xew-xew la daanaka amul bis boo xamante ne xew-xew du am waaye sànq ci ngoon ba léegi dafa am ñu may interpellé ci benn kilifa. benn borom xam-xam bu ñu dégg ci benn télé mu wax ne célibataire nee na bu jaamoo yàlla guddi ba fajar maanaam 8h ci suba ba 8h ci guddi ba 8h ci suba ab marié tëdd di nelaw mu ne bu amoon yool bi bu dee 100 la fii ma maanaa qawlihi 90 yëpp yàlla marié yële tëddoon nelaw la koy jox moom 10% bi lañ ko ciy jox wala aw kama qaal ba pare mu ne dafa istishhaade benn xadis yonentu sallallahu alayhi wa sallam buy wax ne shiraarukum uzzaabukum ñi gën a yées ci yéen mooy célibataire yi ci seen biir. bon jot naa ci ay interpellation yu bari bari man mi gis naa post bi ba commentaire naa ci xam naa ne li ma ci bëgg a wax rek mooy ñu moytu des fois bëgg jaral suñu marchandise bu mu tax ñu koy wanteere nu nekk wala ñu koy propagandele nu nekk rawatina bu fekkee discours marchandise boobu noonu discours diine la c'est extrêmement dangereux diine populisme waru ci am place diine embellir ak propagande waru ci am place wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal la alquran wax diine ji diine dëgg la ci dëgg lañ koy dimbalee boo demee ba mënoo koo dimbalee ci dëgg nga noppi. alors toog ci plateau wu télé wala toog ay nit di la déglu ci conférence bëgg a xërital nit ñi ci ñu uti soxna lu baax la te ngëneel lu rëy rëy la waaye nag warte yóbbee nit muy wax loo xamante ne buñ ko laajoon année firnde bi du ko mën a indi maanaam sosal yàlla sosal yonentu bi wala sosal ay borom xam-xam loolu li muy jur ñaari yëf la. première bi mooy li ngay wax noonu du am benn njëriñ da nga sonal ña ngi koy wax même bu ñu ko jëfee da nga leen a sonal parce que du ñu am fay pa yàlla boo xamante ne moom la leen yàlla dikk ñaareel bi yow da nga ci amee bàkkaar yow mi def loolu mooy ñi alxuraan di wax ci ñoom ne te mu ñu jara moytu allazina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaan dafa am ñoo xamante ne seen mbir dafa perte ci àdduna te foog nañ ne la ñuy def moom mooy lu rafet moom mooy lu baax donc il faut ñu éviter loolu amul fenn ci àdduna
moo xam ci alquran wala ci sunna wu yonent sallallahu alayhi wa sallam wala ci benn waxu xam-xam boo xamante ne jullit mën na cee sukkandikoo bu wax ne ab célibataire buy jaamu yàlla 10 heures de temps wala 24 heures ab mag yee tëdd di nelaw moom moo koy ëpp yool. c'est faux, c'est complètement faux. li ñu alquran jàngal mooy man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin charran yara. ku def lu baax yow la ñeel même bu tollee ne atome yow la ko yàlla di fay. ka tëdd di nelaw moom la ñeel même bu tollee ne atome nelawam yooyu moom la ko yàlla di fay. ñaareel bi tamit alquran daf ñu wax ne wala taziru waziratun wizra uxra man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha. ku def lu baax boppam la ñeel. célibataire bi bu jaamoo yàlla yoolam boobu moom la ko yàlla di jox du ko jox marié bi. loolu yaa ngi tayalloo marié yi wax leen ne ñoom bu ñu xasee am jabar wala ñu am jëkkër yi nañ dem tëddi nelaw di kii encouragé woo leen. naka noonu marié bi bu jaamoo yàlla loolu moom la ñeel et vice versa aussi ku ci mooy yàlla ñoom la ñeel. diine ji duwul diine parparloo yàlla xamul ay étiquette nangam ak nangam yàlla dafa tracé yoon qul hazihi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin. da ngay topp ci yoon boobu rek jëfee ndigal yi bàyyi tere yi nga mën a am lim ci digle waaye pas parce que takk nga badge ci sàngam wala jugee nga ci système ki statut matrimonial nangam dem ci nangam rek yow yaa gën diw wala yow yaa gën diw. c'est faux. ku leen koy wax mu ngi leen di nax. mariage du wut force ci diine du wut une obligation. am na sax ci biir diine l'islam foo xamante ne mariage dafay nekk ci nit ki xaraam pour mu def ko dafay nekk xaraam pour mu def ko. te ñaata nit ci borom xam-xam yi waxuma la sax borom xam-xam yi yónnentu yàlla yi bal waxuma la yónnentu kese waaye ku bokk ci ulul azmi mina rusul nga xamante ne booy lim juróomi nit ñi gën ci li yàlla mës a bind ñëpp moom bokk na ci juróom yooyu muy yónnentu yàlla Isa. yónnentu yàlla Isa dund na ba génn àdduna mësta am soxna. léegi nooy def ndax dangaa bëgg a wax ne kenn ci xeet wi suñu xeet wi ñun xeetu yonentu bi ak lu mu baax dina am jëf ju gën jëf yonentu yàlla Isa wala dina mën a kawe maqaama ba gën yonentu yàlla Isa tout simplement parce que takk na benn mati njaay wala benn faatu jogo wala nangam. il faut ñu arrêter yu mel noonu. il faut borom xam-xam yi ñu dimbale ñu ñun seen taalibe ñu di ñuy wax discours dëgg buñ demee ba mënatuñu wax dëgg ñu dimbale ñu noppi soxlawuñu lislaam bu ñuy tabax ci ay fen. gis nga tabax kër baax na lool waaye kër goo xamante ne dañ koy tabaxee ay móol yoo xamante ne móol yi dóom lañ ko defaree bu ko fa taw bi fekkee mu daanu. il faut nga uti ciment ak suuf wala grain de riz bu dëgër nga mën koo kii mais ay jël dóom nii cendre def ci móol di nga tabax mu rafet waaye bu ko ndox bi fekkee mu kii. so yonentu yàlla Isa dund na ba génn àdduna amul soxna waxuma la yonentu yàlla Isa sax borom xam-xam yi ci xeet wi ki gën a mag ci ñi bind xam-xam ci wàllu tafsiru alquran ci xeet wi muy alxaafis ibnu jarir at tabari dund na ba génn àdduna mësta am soxna. te képp kuy wax ci wàllu tafsiru alquran ci diine ji tey ci moom ngay naane. naka noonu ci wàllu taarix ku ciy wax ci moom ngay naane mësta am soxna. al imaamul nawawi dund na ba génn àdduna mësta am soxna. lu nit gàtt-gàtt xam-xam lu nit gàtt-gàtt jàng xam na téere bi ñuy wax riyaadu saalihin moom moo ko bind. xam na téere bi ñuy wax arbauna hadis moom moo ko bind. amul kuy werante ci mbaaxam ak ci wilaayatam ak ci xam-xamam rawoon boroom xam-xamu hadis yëpp ci jamonoom te mësta am soxna. ibnu taymiya mii ak loo ko mënti kii borom jàng la. ibnu taymiya 68 ans la dund mësta am soxna ndax dafa wàññi dara ci xam-xamam wala ci lu mu liggéeyal yàlla wala ci lu mu liggéeyal diine ji non il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter. am na benn borom xam-xam bu tudd Abu Ghudda bu yàggul la génn àdduna muasir la ci Égypte la dund yaakaar naa dafa bind benn téere tuddee ko al ulama al uzzab allazina asaru al ilma ala zawaaj. maanaam borom xam-xam yi nga xamante ne ay célibataire lañu woon ñu préféré woon liggéeyal xam-xam walis di takk jabar. téere lëmb téere kaamil après nga toog di wax ay balivernes yoo xamante ne nii la ma anzalallahu biha min sultaan. ku mën a takk na takk ku mënta takk na góorgóorlu liggéey jaamu yàlla xëy na ci ñàkk takkam googu sax ci la liggéey diinam di kiyee. et yenn yi boo koy xërtal nit ñi suñ jamono ji jeunes yi nga gis jeune boo xamante ne ci jàng la toll nga war koo xërtal ci jàng gis jeune boo xamante ne ci jàng métier la toll nga war ko xërtal ci jàng métier gis jeune boo xamante ne ci liggéey la toll nga war koo xërtal ci loolu nga di ko xërtal ci util jabar mu dem uti jabar fondé foyer charge bu diis boobu yëpp yendu ci kawam. bu ko defee soxna si di jur di teg pauvreté bi di yokku analphabétisme bi di yokku
kooku boo ko bàyyi woon balaa nga ulee nga koy xërtal mu dem uti jabar xërtal ko mu dem jàngi xam-xam xërtal ko mu dem liggéeyi xërtal ko mu dem uti alal moo gën téeméeri junne yoon moo gënal yonent bi moo gënal yàlla moo gënal xeet wi moom mooy maslaxa xeet wi nga koy dajaleloo ay soxna muy dajale di teg soxna duñ ko mat dañ koy mën alors bu loolu weesoo xam naa am na yeneen yu bari bari yoo xamante ne yaakaar naa jarul ñu ci wax xadis bi mu indi wax ne yonent bi dafa wax ne sama xeet wi ñi ci gën a yées mooy célibataire yi du dëgg xadis boobu ittifaaqan te loolu lu dangereux la xadis boo xamante ne fen la wu ñu fenal yonent maa ngi jéggalu ci kàddu gi sos la wu ñu sosal yonent bi waaleykum salaam sëñ Modou Mbacke na ngeen def mu ngi ziar bu baax xadis boo xamante ne sos la wu ñu sosal yonent mu leer na ne sos la nga ñëw di ko nettaliwaat te wane woone sos la waaye di ko nettali comme si que yonent bi moo ko wax naan yonent bi wax na yow da ngaa bokk ci ñuy sosal yonent bi bu boobaa te yonent bi waxoon na ne man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaadahu min annaar il faut ñu maytu lu mel noonu bu la leeree ne xadis bii wérut wattandikul di ko nettali lu dul bu fekkee da nga koy nettali pour leeralal nit ñi ne dañ ko sosal yonent bi ci objectif boobu may nañ la nga nettali ko. par exemple tey jii man bu ma ñëwoon war a nettali xadisu asxaabi kan nujum bi ayyihim muqtadaytum ihtadaytum xam naa ne xadis bi mawdu la aw ma droit ñëw ne yonent bi wax na ne asxaabi kan nujum bu ma ko waxee damaa fenal yonent parce que kon je suis complice je le dis en connaissance que xam naa ne mbir mi wérul ba pare ma di ko nettali waaye dama kaa war a nettali pour leeralal nit ñi ne mbir mi wérut ma ne askan nañ yonent bi nàngam asxaabi kan nujum bi ayyihim muqtadaytum ihtadaytum ba pare ma ne leeru ma ne wérul waaye toog ci télé ñëpp di la déglu nga ne yonent bi wax na ne ñi yées ci xeet bi moom mooy célibataire yi voilà bi nga buntu boo xamante ne buñ ko ubbee sëriñ bi allahul mustaan xam naa tey di ngeen gis ma bind hors série danañ dellu si waat incha allah ci suñu série suñu kii yële mooy qui était autour du prophète xam naa semaine prochaine incha allah dafa am benn émission bu ma defoon ci koor gi mu nekk émission boo xamante ne bon du ma wax bu xaw a jafee dégg waaye ginnaaw gi dafa am ñaari mbir yu ci am première bi mooy malheureusement signal bi doon émettre ci télé bi dafa leerutoon surtout ci partie bu mujj ci émission bi donc ñu bëree bëri ñu ko doon seetaan jotuñu xam continuité bi ak fa mu mujj ñooñu ñaan nañ ma pour ma dellu siwaat ci leeral yenn point yi ñaareel bi mooy thème bi dafa xaw a sensible lool te ba pare déggin bu bees bañ ci indi mu xaw a nekk lu bees ci seeni nopp donc ñu bëggaat ci ay leeral yoo xamante ne dana gën a ànd ak dal te du nekk ci loo xamante ne temps daf ñuy tënk mooy baatu mooy xadiisu wax ci aayawu arrahmaanu alal arshi istawa boobu yaakaar naa man ñu bëree bëri xam nañ bëgguma di wax ci yu mel noonu parce que am na ñoo xamante ne xëy na ñoom ñoo ko jagoo ci wàllu pas-pas ak wàllu tawxiid ak yu mel noonu waaye dafa am yenn aaya ci alxuraan yoo xamante ne du ñàkk jullit bi ci jamono yi surtout mu taxaw ci pour xam dëgg-dëgg lan la ci yàlla jublu wala mu am ci benn vision même bu fekkee dana uteeg vision wu ñeneen ñi pour loolu mën koo muccal parce que dafa am ñoo xamante ne ñi ngi ñëw di tafu pas-pasu nit ñi li may wax ni am na ñu fi nekk ñoo xamante ne mën nañ ma témoin ci loolu dañu aay ci tafu pas-pas dañuy ñëw ak làmmiñ yu neex ak ay discours yu neex ba gëm loolu yoo xamante ne nii boo moytuwul fam lay yóbbu mari day taali et man li tax may bañ di wax ci genre thème yu mel nii duwul ne dama koo xamul waaye boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci benn mbir mooy nit ki lépp looy wax bon boroom xam-xam usul yi laa bëgg a wax bien sûr usul mooy xam usulu tafsir wala usulul hadis wala usulul asar wala usul taarix booy wax ci mbir wala nga ciy bind na nekk benn ci ñeenti yëf dafa am ñeenti bunuut maanaam ñeenti ponk yoo xamante ne moom la ñu teg ñu ne képp kuy wax ci mbir wala nga ciy bind bu amul ñeent yooyu wala partie ci ñeent yooyu wala benn ci ñeent yooyu sa wax jooju noonu perte temps la wala sa bind moomu perte temps la jarul nga koy def donc man moo tax généralement loo xamante ne répétition lay doon ñëpp di ko wax sawaruma ci di ci wax loo xamante ne cassette boo taal dégg ñi di ko wax sawaruma ci di ci wax yàlla xam na ko bu njëkk bi ñu ne mooy mbir moo xamante ne ni waxoon nañ ko nga ñëw pour yokku ci dara
li ziyaadatil faida pour nit ñi gën a yokku ci njëriñ duut ne yow yaa koy sos waaye daa fekkoon ñi wax ko ba pare xëy na ñu am fuñ ko yemale yow nga ñëw gën ko yokk def extension pour nit ñi gën a comprendre gën a am njëriñ yoo xamante ne ni ña weesu indiwuñ ko woon. ñaareel bi mooy mbir moo xamante ne wax nañ ko mu gudd lool wala mu bari lool nga ñëw pour tënku ko ixtisaar ko gàttal ko pour que nit ñi mën koo jëriñoo ci anam bu yomb. loolu mooy li ngeen di gis suñu sëriñ su bari di def jël yenn téere yu nganda ñu ixtisaar ko ba mu nekk téere bu ndaw quelque part yi nga xam ne danga ko mën a mokkal wala ñu woy ko nga xamante ne danga ko mën a mokkal. ñetteel bi mooy mbir moo xamante ne wax nañ ko nga ñëw pour chara ko wolof chara lay wax waaye bu fekkee français la nga ñëw pour def exégèse yokk explication bi parce que xëy na ay baat la yuñ tënk xamuñu baat yi li muy firi nga ñëw leeralal leen baat bii lii lay firi baat bii lii lay firi fii lii la ci jublu fii lii la ci jublu kon charx pour nit ñi gën a yokku loolu moo waral téere charxa yi ngay gis yëpp charxa xadiis yeeg charxa yeneen téere fiq yeeg yu mel noonu nga xam ne Muwatta Malik par exemple ci benn juzu la 2,000 xadiis ak lu tegal waaye tey ji am na benn charxa Muwatta boo xam ne am na 50 volumes ainsi de suite. Sahihul Bukhari am na bu am benn juzu waaye am na charxa Bukhari bu am 50 volumes wala 25 volumes wala 30 volumes. ñeenteel bi mooy nga indi lu bees kon man tey jii bu ma naree wax ci arrahmaanu alal arshi istawa wala ci aaya yu mel noonu benn ci ñeent yi dafa war a daje wala ñeent yëpp daje wala xaaj ci ñeent yi bu ma ko amut bu ma ciy wax perte temps laay def maanaam du ma dem rek jëli benn kasetu benn borom xam-xam wala benn téere benn borom xam-xam bu firi aaya bi ma ñëw toog di ko liir di ijji di boole di kii c'est une perte de temps. Donc il faut mu nekk ne soit borom xam-xam yi ci wax dafa am fu ñu yemoon man ma ñëw pour am lu ma ci yokku wala mu nekk ne dañ koo guddal lool ma ñëw pour tënkal leen ku ngeen comprendre comme ni may def nii ci suñu live yi ñuy def ci qui était autour du prophète ay téere yu baree bari keroog yaakaar naa ci suñu premier jour ya daaw sëñ Modou Mbacké Touré xëy na fekkee na ko ak ñeneen limal naa leen delluwaay yi nga xamante ne ci laay tënkee live bi ëpp nañ 70 références benn live bu ma def daanaka 70 références yooyu li ci nekk yëpp laa lay synthétiser jox la ko xëy na bu ma la bàyyi woon nag moom di nga ci wër ay ati at. Donc soit mu nekk ne boroom xam-xam yi dafa am fuñ ci yem ma ñëw pour yokk ci dara wala mu nekk ne boroom xam-xam yi dañ ko yaatal tasaare ko mu ñëw pour tënk ko ngeen comprendre wala mu nekk ne dafa am ay baat yu ñu ci wax ma ñëw pour charaal leen ko wala mu nekk ne damay indi lu bees waaye bu dul lii perte de temps. kon xam ngeen ne amul ci benn bu yomb ci ñeenti ponk yi amul ci benn bu yomb ci wax ci masala yu mel nii sincèrement parler surtout masala moo xamante ne boroom xam-xam yi bind nañ ci anam bu nekk ci wàllu tafsiru alxuraan wala aaya bu aju ci alxuraan wala mbir mu aju ci pas-pas mais lu tax ñun ñu koy soxla jamono ji te lu tax ñu gis ne lu tax ma gis ne man en tout cas a'uuzu billahi min kalimati ana bu ñu doyloowee ña bindoon la ñu bind kese. alxuraan téere la boo xamante ne pour ñëpp la pour fépp la pour faawu la kon ñëpp lay waxat kon jamono ju nekk am na seen déggin ci alxuraan bu ñu mën a dégg ba benn kilifa gu mag radiyallahu anhu ci lalu hôpitalam bi muy génn àdduna waxoon na ne bu ma dundaatoon dinaa firiwaat alxuraan ci beneen déggin te pourtant firi na alxuraan ay yoon yu baree bari mais mu ne bu dundaatoon dina firi alxuraan ci beneen déggin donc kon nga gis ne en éternelle continuité li boroom xam-xamu ci di tuddee iaadatul intaaj maanaam nu jamono di gën a changé maanaawu alxuraan yi ñi ci gën a comprendre ay maanaa yu bees yoo xamante ne ni bokkut ak liñ comprendre woon année yu weesu loolu tekkiwul en aucun cas que ñi weesu woon dañu xamul wala dañu gàttal yu wala déedéet non tekkiwul en aucun cas aussi que yow yaa gën a xam ñi weesu woon wala yaa leen raw wala yaa leen gën a xam non parce que li boroom xam-xam ba waxoon kam tarakal awwalu ay lil aaxiri wala yutaawa aalimun fi baatilin fal xaqu maqbulun wala min jaahilin bëriyaat na ku jiitu lu mu bàyyi pour bàyyee ko kii ñëw ci ginnaaw la parce que loolu cëram la moom. alors buñ ne arrahmaanu alal arshi istawa aaya la boo xamante ne ñu baree bari maa ngi ñaan ñi fi nekk ngeen dimbale ma contrôler ma temps bi parce que dañu bëgg temps bi ñu commencé di ko limiter léegi sincèrement et am na yeneen yu ñu war a kii.
buñ ne arrahmaanu alal arshi istawa aaya la boo xamante ne bokk na ci aaya yi salafiste yi ak ñiy tafu pas-pasu nit ñi ak ñiy askan yàlla naan dafa am bërëb dafa am fu mu toog dafa am fu muy wàccee dafa am fu muy yéeg daanaka mooy première aaya bu ñuy sukkandikoo à part aaya wu amintu man fi samaay ñaari aaya yi ñoom ñooy seen aaya majeur. bon alxuraan dafa am lu boroom xam-xam yi di tuddee muhkam ak mutashaabih. muhkam bi ñu ne moom mooy aaya yi nga xamante ne bu leer la soxlawul benn interprétation bu sori ñenn ñi ñu ne déedéet du loolu waaye moom mooy aaya yi nga xamante ne ni dafay ñëw pour indi ay atte. mutashaabih yi ñu ne moom mooy aaya yi nga xamante ne dafay soxla yenn lënt yoo xamante ne yàlla rek moo xam maanaa bi ainsi de suite ala ayyi haal wuute nañ ci seen tafsir lan mooy muhkam wala lan mooy mutashaabih mais aaya bii nii dañ koo classé ci palaasu mutashaabihaat yooyu que ne dafa bokk ci li nga xamante ne allahu alam bi muraadihi bi zalik waaye nag ci pas-pasu jullit la bokk. léegi ñu baree bari nan lañ ko tàmm di firi wala ñëpp sax mooy arrahmaanu ala arshi istawa yàlla dafa yemoo ci kaw arash ñenn ñi ne yàlla dafa yemoo bu yelloo ak maqaamam ak dayoom ñenn ñi ne déedéet dafa toog comme ni ngay toogee ci sama kaw chaise bi ñenn ñi ne déedéet dafa yemoowu daraja waaye dugut yemoowu jëmm ainsi de suite wuutee commencé di bëkkante. maa ngi fàttaliku oustaz Ahmed Ba hafizahullah am na jamono oustaz Cheikh Tidiane bi te invité woon na ko ci mu defoon ci benn émission bu am solo ba indi woon ci benn déggin boo xamante ne saraxatan man ci moom laa ko njëkk a déggee te mu nekk déggin bu yenu maanaa aussi mu nekk déggin bu wér ci ni mu ko leeralee ci diggante juróom-ñaari maanaa yi ak arrahmaanu juróom-ñaari xaraf yi mu am ak yooyu. loolu yëpp lim ñuy tegtalal mooy dégginu alquran tënkuwul ci benn jamono wala ci benn nit wala ci benn génération de personnes. Sëñ Tuubaa sax yaakaar naa dafay wax ne falaa tuxassis fadla rabbin qad ala lizi taqaddumin faqat fa tajhala bul tënk mayug yàlla ca ña weesu woon kese boo ko defee da ngay nekk ab jaayil. donc suufi biy dund ci 2021 mën na dégg ci alxuraan loo xamante ne suufi ba dundoon ci 400 et quelques années wala 300 wala premier siècle déggut ko woon naka noonu salafi bi. mais salafiya yi ñoom ñëpp dañoo am benn firinu unanime buñ ci jël mooy ne yàlla dafa toog ci kaw arash dafa yemoo ci kaw arash lañ koy nëbbee nag waaye ci seen dëgg-dëgg pas-pas mooy dafa toog parce que dañ lay wax ne sax yàlla nekkut fenn ak jëmmam fu dul kaw arash feneen fu dul arash rek dafa faa nekk ak xam-xamam ci arash rek la nekk ak jëmmam. bon am na ñuy wuuteeg ñoom ci wax ne yàlla mu ngi fu nekk ak jëmmam comme ni mu fa nekkee ak xam-xamam. am ñuy wax ne jëmm yàlla ji ëpp na benn bërëb di ko tënk. donc man li ma gis mooy njuumte li ci firi arrahmaanu alal arshi istawa dafa jëlee cosaanam ci njuumte yi ñu def ci firi baat yi composé aaya bi firi gi ñu leen firi moom moo indi njuumte gi ñu am ci firi gi ñu firi jumla bi. maanaam boo amee njuumte ci firi mots yu composé phrase bi boo ñëwee di firi phrase bi mën ngaa juum et de manière très facile. jarul may wax ci yeneen aaya yi ñuy sukkandikoo lu mel ni ay amintu man fi samaa yi lu mel ni ba rafaahu llahu ilayhi lu mel ni hadis yu mel noonu jaru ko. loolu beneen buntu la nañ yem ci arrahmaanu ala arshi istawa ñu tënk parce que temps bi mu ngi dem. première bi mooy nañ ko jéem a toj ñu xool ba xam lan la ñuy am comme résultat. man dama jàpp ne ñuy wax ne yàlla dafa yemoo ci kaw arash yemoo ak jëmmam dañoo juum man loolu laa gëm. dama gëm ne ñi wax ne yàlla dafa yemoo foofu ak nguuram xëy na ñoom ñoo gën a xaw a jege tuuti résultat bi nga xamante ne moom lañ bëgg a atteindre waaye du moom ba léegi. yan baat ñoo composé aaya bi mooy baatu arrahmaanu baatu ala baatu al arsh baatu istawa. dañ jël arrahmaanu d'abord boo jëlee baatu arrahmaanu dina am looy comprendre ci baat bi mooy firi bu ëpp buñ ko firee mooy arrahmaanu
ki yërëm jaam yi ci àdduna arrahim ki yërëm jaam yi ci àllaaxira wala arrahmaanu kay aji yërëm jaam yi arrahimu kay aji yërëm jaam yi maanaam daal mel ni arrahmaanu ak arrahim ñoom ñoo bokk menn maanaa bu ñuy firi seulement que bii dafa gën a xóot bii wala bii dafa gën a yaatu bii bon man dama jàpp ne xëy na baatu arrahmaanu dina firi yërmande comme ni ko ñëpp ni ko boroom xam-xam yëpp waxee waaye loolu waaleykum salaam Fatoumata Sène na nga def Fatoumata Sané loolu maanaa saanawi la maanaam deuxième sensu mot bi la duut premier sensu mot bi deuxième sensu mot bi la wax ne arrahmaanu kay yërëm jaam yi ci àdduna arrahim kay yërëm jaam yi ci àllaaxira premier sensu mot bi yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo ñu ko firil ci xadis daf ñu wax ne arrahmaanu wala arrahimu shujnatun min arrahman xadisu Buxaari ne yàlla dafa bind arrahimu moom mooy les liens de parenté mooy jokk mbokk mu ne yàlla dafa bind les liens de parenté jëlalee ko cosaanam ci turam bi tudd arrahman nañ noté lii bu baax te il faut dafa laaj concentration bu dëgër yàlla dafa bind les liens de parenté jëlalee ko cosaanam ci turam bi tudd arrahman kon arrahmaanu premier sensam mooy yàlla mi nga xamante ne mooy bind les liens de parenté maanaam boo koy tënk mën nga wax ne as-silatu wa rabtu wala atfu as-silatu wa rabtu wala atfu ki nga xamante ne moom mooy link jaam yi te loolu da nga koy gis ci alxuraan gis nga fépp fu baatu arrahmaanu ñëw ci alxuraan s'il vous plaît naka la ñuy bloquer nit ci commentaire yi léegi parce que dafa mel ni gars yi dañoo commencé waat seen kii yi soo mën nañu bloquer ñenn ñi alors c'est bon désolé ma ne kon dafa mel ni fépp foo gis ci alxuraan baatu arrahmaanu ñëw xaaliban dafay am rapport ak qadiyatul xalqi maanaam waxu création waxu bind dara la yàlla di wax foofu fépp fu mu ko indi ci alxuraan nag xaaliban da ngay gis ne dafay am rapport ak qadiyatul xalqi nañ dem fële ci suratu Maryam fi yàlla di waxee naan ci làmmiñu sayyidatuna Maryam qaalat inni auzu bi rahmaani minka in kunta taqiya maa ngi muslu ci arrahmaanu ci yow bu fekkee ku ragal yàlla nga lu tax mu utiliser baatu arrahmaanu foofu parce que aaya ba ko jiitu ci kaw qaala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaaman zakiya man sa yónnent ak borom laa pour may la pour jox la doom donc gis nga ne waxu création la yàlla di wax waxu bind lu amut waxu amal lu amul woon waxu lien de parenté donc fépp foo gis ci alxuraan xaaliban yàlla indi baatu arrahmaanu dafa am rapport ak lien de parenté wala dafa am rapport ak création créer dara lu amutoon noonu nga koy gisee fële ci qissaw Muusa Saamiri fa axraja lahum ijlan jasadan lahu xuwaarun wa qaala hada ilahukum wa ilahu Muusa fa nasi lan lañ wax ne loolu la ñuy yonentu yàlla Haaruna wax bi mu ñëwee mooy yaa qawmi innama futintum bihi wa inna rabbakum rahmaan donc gis nga création amal lenn lu amul woon moo tax yonentu yàlla Haaruna bi mu ñëwee moom tamit mu indi wa inna rabbakum rahmaan yaa abati ci yonentu yàlla Ibrahim suratu Maryam yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min arrahmani fa takuna li sheytaani waliya lu tax mu ne ko inni axaafu an yamassaka azabun min arrahman xam nga bu fekkoon rahmaanu ci aaya yii nii dafay firi ki am yërmande wala ki yërëm jaam yi mbugal jugee ci ki am yërmande bu doon loolu la konoon arab bi dina la wax fahuma abnaa idda mënuñoo ànd mbugal buy jugee ci borom yërmande waaye parce que dañu am lien de parenté ñoom ñaar kii doomu kii la wala kii jarbaatu kii la moo tax mu ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min arrahman
maa ngi lay wottandikuloo maa ngi ragal mbugal dal la ci yàlla may bind lien de parenté ya yàlla mi créé suñu rapport ñun ñaar bañ am lien de parenté nekk mbokk. noonu nga koy gisee aussi ci yeneen aaya yoo xamante ne baatu rahmaanu bi dafay ñëw carrément sax ci lafzu bind fële ci suratu mulki tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqa الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. donc ما ترى في خلق الرحمن loo gis ci mbind ak yàlla miy bind te di créer lien de parenté yi nga xamante ne mooy juddu ak dee ak jurante. kon ci gàttal nañu tegee baatu arrahmaanu bi de côté ñu jàpp ne firiwul systématiquement yàlla mi am yërmande wala mi yërëm jaam yi ci àdduna di leen yërëm ci àllaaxira waaye premier sensam bi mooy ni ñu ko yonentu bi waxee ci xadis mooy ci raximu la jógee. kon rahmaanu ci raximu la jógee buy firi lien de parenté raximu moom ci raxmatu bi firi yërmande la jógee te fépp fu mu ñëw ci alxuraan c'est très compliqué mais il faut de la concentration pour comprendre. Il faut de la concentration à lire. C'est un peu compliqué, ça demande beaucoup de concentration moo tax ma ciy ñëwaat. baatu raxmaanu fépp fu mu ñëw ci alxuraan da nga gis ne dafay am rapport soit ak création amal lu amul, soit ñaar ñiy wax wala yàlla miy wax ak jaam yi lien de parenté, waxul lien de parenté lay wax. fu mu ñëw ci alxuraan xaaliban da nga gis loolu nga tegee ko de côté. ñaareel bi mooy ma ne la baatu raxmaanu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu firil maanaa bi. premier sensu mot bi xam nga moo mën naa am sens yu bari mais premier sensu mot bi firiwul yàlla mi yërëm jaam yi ci àdduna wala mi yërëm ci àllaaxira na am loolu bokk na ci firi yi waaye premier sens bi mooy raxmaanu la bu jugee ci raximu mooy les liens de parenté, mbokkoo jokk mbokk li ñuy wax jokk mbokk ci olof parce que yonent bi moo ñu ko wax inna raxmaanu wala inna raxima shujnatun min arrahman. yàlla dafa bind les liens de parenté tiiree ko ci arrahmaanu. kon arrahmaanu dafay firi as silatu dafay firi arot mooy takke dara dafay firi tamit créateur ki nga xamante ne mooy bind lay takke. te fépp fu mu ñëw ci alxuraan gis nga loolu laa la wax léegi maa tara fi xalqi rahmaani ya abati inni axaafu an yamassaka azabun min arrahmaani qaalat inni auzu bi rahmaani ak yeneen aaya yu bare bari jarul ñuy toog fii di ko lim yépp ñu tegee loolu de côté. ñaareel bi mooy alal arshi istawa nañ jël baatu istawa bi d'abord wala nañ jël baatu arsh. lan mooy arsh? bon arsh borom xam-xam bu nekk mën na koo firi fa dégg-dégg nam toll. xëy na salafi bi bu ñëwee ne la arsh mu benn ngàngunaay la bu yàlla di toog foofu la dégg-dégg nam toll. suufi bi dina ñëw firilee la ko neneen ci biir suufiyankee da nga dégg keneen firilee la ko neneen kii firilee la ko nii waaye yàlla ci alxuraan moom moo ñu wax lan mooy arsh. subhaana rabbi samaawaati wa rabbil ardi rabbil arsh. kon ñetti entité yi ñoo fi nekk. benn entité bi mooy asamaan yi ak la nekk ci biiram. beneen entité bi mooy suuf ak la nekk ci biiram. beneen entité bi mooy arash. lii mooy mbindeefu yàlla yi. léegi nag leneen luy dox ci benn ci ñett yi ngay dox li ci des yépp mooy li mu wax rek kullu yawmin huwa fi sha'nin wala wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas ak yu mel noonu maanaam lépp après rotation moom mooy am waaye ci benn ci ñetti entité yi ngay doxee. kon li yàlla bind ñu ngi nii as-samaawaat al ardu al arsh. kon définition wu arsh bi gën a gàtt mooy lépp lu nekkul asamaan ak suuf lépp lu génn ci nitaaku asamaan ak suuf moom mooy arsh.
lépp lu génn, je répète, lépp lu génn ci nitaaku asamaan ak suuf moom mooy arash. kon firiwul benn gàngunaay boo xamante ne dafa am ay limite, dafa am ay borne, dafa am ay nangam ñi naan foofu la yàlla toog wala nangam, loin de là, subhanallahi amma yasifun. déedéet, yàlla moo ñu wax ne moom mooy borom asamaan yi, moom mooy borom suuf yi, moom mooy borom arash. kon ñi déggee ci ne ñetti entité yooyu ñoom ñoo am ci création bi. créature yooyu noonu ñetti entité yooyu yan la? asamaan yi ak li nekk ci seen biir, suuf yi ak li nekk ci seen biir, arash ak li nekk ci biiram. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ngay déggee xadis bi mu la waxee ne boo jëloon asamaan yeeg suuf yi dajale leen sànni leen ci arash, dafay mel ni jaaro boo sànni ci désert. dafay mel ni jaaro boo sànni ci désert. kon ndeke arash entité boppam la à part bu bokkut ak asamaan yi, bu bokkut ak suuf yi. ndax xadis boobu dafa am fu mu commencé. première bi mooy boo jëloon suuf yi sànni leen ci asamaan yi, dafay mel ni jaaro boo sànni ci désert. nga jël asamaan yi ak suuf yi dajale leen sànni leen ci kursi yu, dafay mel ni jaaro boo sànni ci désert. nga jël kursi yu sànni ko ci arash, mu mel ni jaaro boo sànni ci désert. donc arash entité boppam la. te yéen ñiy jàng astronomie ci yéen wala ñuy suivre astronomie, xam naa li may wax ni yéen a ma koy gën a mën a comprendre, ndax ku xam univers yi ak galaxies yi ak la nekk ci seen biir, bon nous sommes pas là pour donner des cours de science wala nangam, mais di nga mën a comprendre loolu bu baax a baax. xam ne suñu galaxie bi ñu nekk muy Voie lactée dafa bokk ci galaxie yi gën a tuuti, te benn pàcc la. suñ système solaire bi aussi benn pàcc la ci biir galaxie bi, ainsi de suite étoiles yeeg ba mu jeex. te yàlla ne la nag wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la muusi'un fële, maanaam l'univers est en pleine expansion, dafay yokk. donc arash définition bi mooy entité la bu yàlla bind à part, mu gën a mag asamaan yi, gën a mag suuf yi. on est d'accord? ñu tegee ko de côté. am nañ arrahmaanu mooy le créateur qui crée les liens de parenté, te foo ko gis ci alxuraan dafay am rapport ak création wala ak lien de parenté, ñu tegee ko à part. am nañ arsh mooy entité boppam la bu tegee à part, boo xamante ne bokkut ak asamaan, bokkut ak suuf. maa ngi ñëw ci wa kaana arshuhu alal maay, maa ngi ñëw. bokkut ak asamaan, bokkut ak suuf. léegi nag mu des istawa. ñu baree bari dañ koy firee yemoo. wax dëgg yàlla du noonu parce que istawa, li may wax ni xam naa ñu jàng arab ñoom ñu ngi may déglu te danañ ma déglu ci, mën naa am ma juum, bu ma juumee mën nañ ma gàgganti. istawa verbe la bu jëlee cosaanam, maanaam dérivé la bu jugee ci racinu verbe sulaasi bu ñuy wax sawiya, pour parler en français. Dérivé d'un verbe, léegi racine bi mooy sulaasi bi. sulaasi boobu sawiya la tudd, sawiya. istawa ci la jugee. bu fekkee sawiya la yemoo lay firi, naka noonu bu fekkee saawaa la, waaye sawwaa ak istawa seen maanaa bokkul. gis nga racinu sawiya mooy sulaasi boobu noonu dafa am ay dérivé yu jugee ci moom, comme ni mu amee ci français noonu la amee ci arabe. dafay am racine boo xamante ne verbe la, moom mooy racine bi, ay dérivé yu bari jugee ci. donc racinu sawiya bi dafa am ay dérivé yu ci jugee, te ñëw nañ ci alxuraan. première dérivé bi mooy saawaa, jàppal saawaa ci sawiya la jugee. deuxième dérivé bi jàppal mooy sawwaa ci sawiya la jóge. troisième dérivé bi mooy istawa ñetti dérivé yi nii ñoom ñoo jógee ci verbe boobu noonu muy sawiya, saawa, sawwa, istawa. benn bokku ci ak moroomam li muy firi ci alxuraan, te dinaa leen ko wax léegi. par exemple buñ jëlee baatu saawaa moom mooy premier dérivé wu sawwaa bi ñëw ci alxuraan. saawaa lan lay firi ci alxuraan? mooy par exemple nga jël ñaari yëf, benn bi nekk
immobile benn bi nekk mobile nga ekkati immobile bi ba mu tolloog nga ekkati mobile bi ba mu tolloog immobile bi wala nga wàccee mobile bi ba mu tolloog immobile bi maanaam daal yemale ñaari mbir tollale ñaari mbir moom la saawaa di firi ci alxuraan saawaa foo ko gis ci alxuraan loolu lay firi foo ko gis ci alxuraan loolu lay firi saawaa yàlla indi na maanaa bu mel ni ci xissawu Zulqarnayni fi mu ñuy waxee naan aatuni zubaral xadiid inna yaajuuja wa maajuuja mufsiduuna fil ardi fahal naj'alu laka xarjan alaa an taj'ala baynanaa wa baynahum saddan qaala maa makkanni fiihi rabbii xayrun fa a'idnii bi quwwatin aj'al baynakum wa baynahum radman aatuni zubaral xadiidi xattaa izaa saawaa bayna as-sadfayni qaala anfiquu xattaa izaa ja'alahu naaran qaala aatuni ufriغ alayhi qitran xattaa izaa saawaa bayna as-sadfayni lan mooy saawaa bayna as-sadfayni fii mooy ñaari doj yu mag yooyu mu ekkati benn bi ba mu tolloog benn bi wala mu wàccee ko ba mu tolloog beneen bi donc foo gis saawaa ci alxuraan tollale ñaari mbir lay firi yemale ñaari mbir jàpp ngeen loolu nañ ko tegee de côté je répète la répétition est un peu pédagogique verbe baatu istawa bi ñëw ci aaya arrahmaanu ala arshi istawa bi istawa boobu c'est un dérivé du verbe sawiya sawiya boobu noonu mooy racine bi dafa am ñetti dérivé yu ñëw ci alxuraan yoo xam ne benn bokkul ak moromam li muy firi premier dérivé bi mooy saawaa deuxième dérivé bi mooy sawwaa troisième dérivé bi mooy istawa léegi bu dee saawaa la moom yemale lay firi naka noonu bu dee racinu cosaan bi la muy sawiya moom tamit yemale lay firi waaye yeneen ñaari dérivé yi ci amee mooy sawwaa ak istawa ñoom firi wuñ yemoo ci alxuraan léegi jox naa la premier exemple mooy maanaawu saawaa yàlla indi na ko ci firi tollale yemale ñaari mbir benn bu immobile wala ak benn bu mobile nga fexe ba tollale leen mu des ñaareelu dérivé bi mooy sawwaa sawwaa lan lay firi ci alxuraan foo ko gis ci alxuraan lan lay firi mooy activer benn mbir muy am tasarufu tilqaa yi li ñuy wax tasaruf tilqaa yi mooy réaction volontaire et involontaire maanaam doomi aadama bi jamono bi ruuxam bi tàqalikook jëmmam ji mu nekk néew mënatuta am réaction ni volontaire ni involontaire boo doon ñëw di jël jaasi di gor yaram bi du yëngatu waaye jamono bi ruux bi di nekk ci yaram bi boo ekkatee sa loxo pour mbéj ko sax dina yëngatu dina am réaction involontaire naka noonu bu bëggee jug def dara dina am réaction volontaire dina am mouvement volontaire donc sawwaa ci alxuraan li muy firi mooy programmer dara de sorte que muy am réaction volontaire et involontaire comme ni ngay defaree télé bi ba nga xamante ne am na benn puce boo ciy def à partir de là boo bësee télécommande bi télé bi tàkk boo bësee télécommande bi télé bi fay xëy na puce boobu boo ko ci dindoon boo doon bës télécommande bi fii ba suba télé bi du tàkk donc loolu dugg ci ba tax muy mën a am réaction boobu noonu loolu mooy sawwaa bi nga xamante ne moo ci am yàlla indi na maanaa bu mel noonu ci alxuraan par exemple boo xoolee fi muy waxee naan wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha maa ngi gëñ ci bakkan ak ki ko perfectionné ba pare activer ko ba muy mën a am réaction volontaire ak involontaire xam nga doomi aadama bi yàlla bind na ko amutoon ruuxu bi mu defee ci moom ruuxu bi nag mooy activation puce boobu noonu nga xam ne moom moo koy mën a yëngal yàlla waxaat ba léegi ci alquran fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi faqaw lahu saajidin bu ma ko defalee taswiya maanaam bu ma ko defalee taswiya ruuxu bi dugg ci moom na ngeen ko sujjoodal parce que avant ñu koy defal taswiya bi maanaam avant sawwaa bi di am ci moom même buñ sujjoodoon mënta am réaction mais ginnaaw bi sawwaa bi amee buñ sujjoodee dina mën a am réaction dina xam ñii liñ def lan la fa iza sawaytuhu yàlla waxaat ba léegi allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak fi ay suratin ma shaa rakkabak moom yàlla mooy ki la bind ba pare perfectionné la activé la ba ngay mën a am réaction volontaire ak involontaire di mën a bëgg di bañ di mën a xam di fàtte di mën a gis di ñàkk a gis ainsi de suite donc yàlla mi la defal loolu moom moo yelloo nga jaamu ko allazi xalaqaka fa sawwaaka kon
ma résumé waat pour mu gën a leer balaa ñuy jàll ci troisième point bi. sawwa foo ko gis ci alxuraan li muy firi mooy activer une chose de sorte que muy am réaction volontaire ak involontaire loolu mooy sawwa ci alxuraan te pourtant moom ak saawaa ñoo bokk même racine verbe waaye ay dérivé la ñuy wuute baax na jàpp nañ loolu. alors ñu continuer ci troisième dérivé bi jugee ci racinu sawiya muy istawa te moom mooy jur problème bi ci la ñuy wax mu indi arrahmaanu ala arshi istawa mooy indi summa stawa ala arshi lan la istawa di firi. istawa ci alxuraan li muy firi mooy ab mbir dem ba nga xamante ne fi mu toll nii fi mooy sëmamam maanaam à partir de là mënut a weesu fii yegg na njolloxtan la loolu mooy istawa. par exemple nit kuy màgg di njool di dem bu demee ba tollu âge boo xamante ne fi mu toll nii njoolaayam mënatul yokk soit mu stagné soit mu gën a wàcc di sëgg wala muy gàtt ñu ne istawa moom la yàlla di wax ci suratu yusuf wala ma balaga ashuddahu wastawa aataynaahu xukman wa ilma wa kazalika najzil muhsinin bi mu demee ba tollu sëmmamu màggaayam ñu daal di ko jox nubuwatu. waaleykum salaam soxna Rugi na nga def. wala nit ku yéeg ba nga xamante ne fi nga yéeg nii mënatoo weesu fii nga mën a yem soit nga taxaw foofu nga nekk wala nga wàcc léegi ñu ne istawa moom la yàlla wax ñu ci xissawu gaalu yonentu yàlla noox bi wastawat alal juudi maanaam gaal gi dem na ba yemoo ci kaw montagne bi yemoo goo xamante ne maanaam yéeg na ci kaw montagne gi yéeg goo xamante ne mënatut a dépassé fii soit mu taxaw foofu soit mu daanu waaye mënatut a dépassé fi mu taxaw nii. muhammadun rasulullah fële ci aayawu suratul fathi muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min asari sujud dalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi linjil kazarin axraja shataahu fa aazarahu fastaxlaza fastawa ala suuqi. gis nga maanaam màgg ba taxaw ci ay kiyam ay xasabam. donc istawa mooy troisième dérivé wu verbe sawiya bu ñëw ci alxuraan lan lay firi ci alxuraan mooy mbir mu dem ba mënatut a weesu fi mu nekk nii soit mu taxaw foofa mu nekk wala mu daanu wala mu wàcc waaye fii mooy yemukaayam. comme par exemple tey jii bu doon ci hiérarchie la nga ne ku dem ba nekk président de la république mënatoo weesu fonction ci fonction publique wala ci fonction état mënatoo weesu foofu kon istawayta fa iza stawayta anta wa man maaka alal fulki boo demee ba yéeg ci kaw gaal gi yéeg goo xamante ne fi mu toll nii mënatoo wàcc gaal gi mënatoo kii ci kaw gaal gi nga yem donc yem nga foofa. loolu mooy première maanaawu istawa bu muy am ci alxuraan. deuxième maanaa bi mooy lan parce que istawa dafa am ñaari maanaa ci alxuraan. deuxième maanaa bi mooy lan mooy def dara pare ëlbatiku ci leneen maanaam def dara pare jublu ci leneen pour def ko. par exemple maa ngi live bu ma paree dinaa jublu ci naan café bu ma paree dinaa jublu ci def nangam maanaam dëgmal dara pare ëlbatiku dëgmal ci leneen. loolu tamit bokk na ci firi gi nga xamante ne istawa dina ko firi ci alxuraan. Aïcha Sis maa ngi ziar bu baax na nga def. bokk na ci firi gi nga xamante ne istawa dina ko firi ci alxuraan. léegi lan mooy arrahmaanu alal arshi istawa. j'espère que li ma wax nii jéem naa résumé jéem naa expliquer le maximum j'espère que leer na après dinañ ñëwaat ñu jéem a résumé waat lan mooy arrahmaanu alal arshi istawa. nañ xool aayaat yi nga xamante ne ñoom ñoo indi arrahmaanu alal arshi istawa wala summa stawa alal arshi wala nàngam ñu am luñ ci génnee. première aaya bi bëgg naa ngeen noté lii bu baax a baax te ngeen dem gëstu ko ci seen kaamil yi yéen ñëpp. fépp foo gis yàlla wax summa stawa alal arshi ginnaaw xalaqa samaawaati wal arda la
fépp foo gis mu wax arrahmaanu alal arsh istawa wala istawa alal arsh ci maanaam contexte création la yàlla di waxee fépp foo ko gis ci alxuraan contexte création la yàlla di wax. je répète foo gis yàlla ci alxuraan mu wax summa stawa alal arsh ginnaaw bi mu waxee xalaqa samaawaati wal arda fii sittati ayyaam la xoolal aaya bi ci bi ko jiitu di nga ko gis vérifier leen ko léegi. naka noonu fépp fu yàlla wax ci alxuraan istawa alal arsh ak aaya bi nu mu mënti demee xoolal aaya bi di nga gis ne contexte création la yàlla di waxee. nañ dem ci suratu baqara aaya 29 huwa allazi xalaqa lakum maa fi l ardi jamian summa stawa ila samaai fa sawaahunna sabaa samaawaat wa huwa bi kulli shay'in alim. gis nga xalaqa lakum maa fi l ardi moom moo leen créé li nekk ci kaw suuf yépp summa stawa ila samaai fa sawaahunna sabaa samaawaat. suratul aaraaf aaya 54 inna rabbakum allahu allazi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arshi yughshi layla annahaara yatlubuhu xasisan walchamsa walqamara wannujuma musaxaratin bi amrihi ala lahu alxalq wal amru tabaraka allahu rabbul alamin. gis nga fii tamit inna rabbakum allahu allazi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arshi te lan laa la wax léegi mooy foo gis summa stawa ala al arshi ci alxuraan teggi lu mën a benn foo gis summa stawa ala al arshi ginnaaw xalaqa alsamawati wal arda la ko yàlla di tudd. kon nga xam ne contexte création la yàlla di wax waxul ay contexte toog ak tëdd ak nangam création amal dara bind dara créer dara perfectionner dara loolu la yàlla di wax. nañ dem ba léegi ci aaya ñetteel ci suratu yunus aaya 3 inna rabbakum allahu allazi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wala inna rabbakum allahu allazi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arshi yudabbiru al amra ma min shafiin illa min baadi iznihi. gis nga fii tamit inna rabbakum allahu allazi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh. Alioune Diané maa ngi ñëw yéen topp leen ma rek te ngeen concentré wu di ngeen comprendre li ma bëgg a wax bu ñu demee ba conclusion bi di ngeen gis résultat bi mu bëgg a wax. inna rabbakum allahu allazi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh kon contexte création la yàlla di wax moom moo leen bindal asamaan ak suuf ci juróom benn fan topp istawa ala al arsh. nga dem ba léegi ci suratu Ra'd aaya 2 allahu allazi rafaa samawati bi gayri amadin tarawnaha summa stawa ala al arshi wa saxara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. gis nga fii tamit allahu allazi xalaqa samawati wal ard allahu allazi rafaa samawati wal ard kon contexte création perfectionné dara lay wax yàlla moom mooy ci parfaire asamaan ak suuf ci ba pare yëkkati asamaan ci lu dul ay ponk yu ngeen di gis topp istawa ala al arshi. suratu Taaha aaya 4 jàpp 5 tanzilan mimman xalaqa al arda wa samawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa. donc gis nga aaya bi li ko jiitu mooy contexte création la yàlla di wax taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa illa tazkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al arda création la yàlla di wax waxul ay waxu toog a teglante tànkam ak ay yemoo ay yéeg wàcci tanzilan mimman xalaqa al arda wa samawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa. te wax naa la ne foo gis istawa ala al arshi ci alquran summa istawa ala al arshi ginnaaw xalaqa samawati wal arda la vérifier leen lépp. suratu sajda aaya 4 yàlla di wax ne allahu allazi xalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin summa stawa ala al arshi ma lakum min dunihi min waliyin wala shafia. gis nga répété laatal na la ko ba xam di nga comprendre li mu bëgg a wax mun la koy répété rek summa stawa xalaqa samawati summa stawa xalaqa samawati wala summa stawa allahu allazi xalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin summa stawa. suratul fussilat aaya 11 yàlla ne qul a innakum la takfuruna billazi xalaqa al arda fi yawmayni wa tajcaluna lahu andaadan zalika rabbul alamin wa jacala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arbaati ayamin sawaan lissaa'ilin summa stawa ila alsamaai wa hiya duxaanun wa qaala laha wa lil ardi itiya tawan aw karhan qaalata atayna taa'iin. gis nga fii tamit waxu créé suuf la bind nañ suuf def nañ ci nangam def nañ ci nangam créé nañ nangam parfaire nañ nangam ci 4 jours summa stawa ila samaai. entre parenthèse lu tax muy wax summa stawa ila samaai di wax summa stawa ala al arsh ci alxuraan ba alxuraan daj doo dégg mukk yàlla ne la summa stawa ala samaai naka noonu doo dégg mukk mu ne la summa stawa ila al arsh foo gis samaa u ilaa lay wax foo gis arshu ala lay wax danañ ci ñëw pourquoi
nañ continuer suratul hadid aya 4 الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير gis nga fii tamit contexte création la yàlla di wax allah huwa allazi xalaqa samawati wal ard fi 6 ayaamin huwa allazi xalaqa samawati wal ard fi 6 ayaamin summa stawa ala al arshi ya'lamu ma yaliju fi al ardi wa ma yaxruju minha kon ci gàttal je dis bien foo gis summa stawa ala al arshi ci alquran ginnaaw xalaqa samawati wal ard la fi 6 ayaam waaye tamit wax naa leen dara léegi foo gis samaa u summa stawa bu ko waxee ilaa lay wax du wax ala samaa i mukk summa stawa ila samaa i lay wax lan mooy différence summa stawa ilaa ak summa stawa ala summa stawa ilaa mooy ne ginnaaw fii pareeguñu après lii am na leneen lu ñu def summa stawa ala mooy ne fii la yem fi mooy sëmam bi maanaam téere tafsiru àdduna bi yépp boo ci xool bu lay firil summa stawa ila samaai daf naan la qasada naxwa samaai wa xalaqahu naxwa samawaati wa xalaqahunna mu daal di jublu asamaan ya bind leen qasada naxwa samawaati donc wax naa la sànq ne la baatu istawa dina firi pare ci dara dëgmal dara pare ci dara dëgmal dara waaye dina firi itam terminaison wu dara sëmamu dara yemkaayi dara dana ko firi donc bu waxee as-samaawaatu mu ne la ila samaa yi jàppal différence bi ak alal arsh mooy su mastawa ilaa mooy à partir de la du ne fii la jeexee am na feneen fu ñu dem mu ngi mel ni yow mu dugg bus wala train par exemple train bi yaa ngi jógee point A jëm point C dina escale point B donc su mastawa ci point B ilaa ngay def parce que du ne foofu la yem point C la war a yem donc su mastawa ala foofu la jeexee foofu mooy terminus bi moo tax fu mu tudd arash muy wax su mastawa ala parce que à partir de arash min huna iktamala nizaamul xalqi fii la organigramme bi jeexee léegi nag li ci des yëpp mooy rek mu activer mbir yi muy dox affaire yi commencé di dox reproduction am changement di am waaye nag bu dee samaawaatu la ginnaaw samaawaatu pare wuñ parce que am na leneen lu mu parfaire ginnaaw samaawaatu yooyu noonu moo tax mu ne la xalaqal arda fi yawmayni wa tajaaluuna lahu andaadan zalika rabbul alamin wa jaala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha fii 4 ayyaam kon suuf si yépp ak bind mi ak li ci aju yépp ci 4 jours la as samaawaatu moom ci 2 jours la te bu lay wax daf naan la xalaqa samaawaati wal arda fii 6 ayyaam bind naa asamaan ak suuf ci juróom-benn fan te ñun ñëpp xam nañ ne mais cours semaine bi du juróom-benn fan mais juróom-ñaar la léegi benn fan boobu des ci juróom-ñaar yi fan la dugg amu ci kenn ci ñun ku koy laaj boppam benn fan bi des ci juróom-ñaareelu fan yi te xam nañ ne dawratul ayyaam yi 7 la juróom-ñaar la. te chaque jour mu ngi lay wax ne bind na asamaan ak suuf ci juróom-benn fan topp istawa ala arsh bind na asamaan ak suuf ci juróom-benn fan topp istawa ala arsh kon kay nga war cee xamee ne perfection ak création asamaan ak suuf ci juróom-benn fan benn fan boobu des perfection ak création wa arsh la mooy istawa ala arsh pour walla màggaayu nguuru yàlla fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin maanaam ci organigramme bi nii suuf si moo ci gën a tuuti mu def ko ci 4 fan pour walla ne temps bi duwul ne màggaayu mbir yi walla seen yaatuwaay moo tax yàlla soxla temps bu ngand suuf bi gën a tuuti ci organigramme bi moom mu def ko ci 4 fan boo demee ci asamaan yi nga xam ne benn asamaan bu nekk mën na suuf bi ay junne yoon moom mu def leen ci 2 fan boo demee ci arash nag nga xam ne boo boolantee arash ak asamaan ak suuf ak kursi yoog lépp asafla boo boolantee asamaan ak suuf ak kursi yu lépp comparé leen nag arash dafa mel ni jaaro boo sànni ci désert moom mu def ko ci benn fan boobu nga xamante ne kenn ci ñun interrogé wul boppam fan la dugg moo tax fu mu lay tuddalee xalaqa samaawaati wal arda fii 6 ayyaamin bu paree summa stawaa la ciy teg topp mu def nangam te xam nañ ne summa topp lay firi ci arab
def naa nangam topp ma def nangam. ñi jàng arab ñu ngi fi di ma déglu. donc arrahmaanu alal arshi stawa ci gàttal xam naa temps bi dem na lu sori mën ngeen ma signaler fi ngir yàlla fan la temps bi toll parce que man duma ko mën a gis fii. arrahmaanu alal arshi stawa firiwul lu mooy yàlla ci bind arash ak perfectionné arash ci la collecturé organigramme création bi comme walam yaaya bi xalqihinna sonaluñ ko ci dara bi mu paree rek mu bàyyi leen ñuy dox activé leen loolu kese la arrahmaanu alal arshi istawa di firi te loolu la aaya alxuraan yi ak seen siyaaq bi fépp foo ko gis ci alxuraan noonu ngay gis nisq bi di demee noonu ngay gis kii bi di demee tërëlin bi di doxee bind naa asamaan ak suuf ci juróom benn fan topp istawa alal arsh te wax naa la istawa lu muy firi mooy sëma mu dara dem ba nga xamante ne fii la mbir mi yem mooy ne kon création bi ak perfection wu entité de création yi entité créature yi am suuf lañ commencé topp asamaan topp arsh après mu jeex léegi nag li ci nekk ñu activé lañ ñuy dox lii mooy maanaawu arrahmaanu alal arsh istawa gaa yi dem fële ay ala wartafa wastaqara dafa toog dafa nangam dafa yéeg dafay wàcc yàlla dafa nekkul jëmm bay yéeg di wàcc dafa nekkul jawhar buy am arat boo xamante ne murakkab min aada buy soxla toog benn place yàlla du loolu du yàlla moo tax ñi xam yàlla sëriñ ba waxoon ne law yaalamul insaanu ma rahmaanu yalqa shururan daaxikal insaanu donc arash mbindeef la ci mbindeefu yàlla yi entité la boo xamante ne nii comme ni asamaan ak suuf nekkee ay entité te moom moo leen ëpp moo tax yàlla di ko jagleel mbiru boppam wa huwa rabbul arshil azim léegi nag fan la cosaani xalaat bi jógee ginnaaw interprétation wu jumla bi mooy yenn asaar yi am te ñu leen di tuddee ay xadis nga xamante ne li ci ëpp ci ñoom ay israiliyaat lañu woon ñoom kaabul axbaar ak ñoom wahab ibnul munabbih ak ñoom abdullah ibnu salaam ak ñoom yu mel tamimuni daari nasaraan yooyu tuuboon ñoom ñoo ñëw indi ko ci lislaam jëlee ko ci seen tawraat yi ak seen linjiil ya jullit ñi riwaaye ko sous prétexte que ci seen rafet njortu yonentu bi moo ko wax ñu jël ko di ko firee alxuraan ba ñuy utal yàlla bërëb bu mu toog ba muy utal yàlla place bu mu nekk ñii naan mu ngi asamaanu ñeenteel ñii naan mu ngi asamaanu juróom-ñaareel ñii naan mu ngi asamaanu benneel ba wahabist yi mën a wax ne ku mel ni ibnu taymiya ci téeram bi tudd bayaan talbisul jahmiya mu ne ku weddi ne yàllaa ngi toog ca kaw asamaan kooku des laa war a tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat et pourtant bu ñu defoon li ñu alxuraan laaj mooy afalaa yatadabbaruuna alquraana am alaa quluubin aqfaaluhaa bu ñu taxawoon tadabbur aaya yi settantal seen siyaaq bi ñuy ñëwee rek danañ comprendre que ne aaya bi amul benn rapport ak toogaayu yàlla ci kaw asamaan ak wàccu yàlla ak ay yemoo ak ay nangam aaya bi li muy wax mooy création wu yàlla mu ngi mel ni ma ne la man téere bii laa bind bi ma paree ma bind téere bii bi ma paree ma bind téere bii xalaqtu katabtu hada summa stawaytu ila hada summa stawaytu ala hada ci bii laa pare jublu ci bii daal di tëjee ci bii mu jeex moo tax foo ko gis mu lay wax xalaqa samawati wal arda fi sittati ayaamin mu koy tëjee summa stawa ala al arsh te wax naa la ne doo gis mukk summa stawa ila al arsh summa stawa ala al arsh ngay gis parce que fii la yem summa stawa doo gis mukk ala samaai waaye ila samaai ngay gis parce que ginnaaw foofu am na feneen fu ñu demaat bindaat ko parfeeraat ko mooy arsh te moom la dugal ci benn fan boobu nga xamante ne amul kenn ci ñun kuy laaj boppam fan la dugg. maa ngi jéggalu xam naa wax ji gudd na te man sax wax dëgg yàlla xaw naa sonn tuuti xam naa bu fekkee ay question am na mën nañu jël 2 ba 3 question je sais pas ndax jar na ko sax bu fekkee leerul aussi ñi ci gën a soxla ay leeral ak nangam après am nañ fu ñu mën a jokkoowee
waaye daal waxtaan la woo xamante ne dafa laaj nit déglu ko dégluwaat ko te dafa laaj aussi concentration pour mën a xam exactement li nit ki di wax. diggante seetlu ne nag aussi cité wu ma fi ay borom xam-xamu tafsir ay diw nii la firee du ne dama koo xamut. ku seetaan émission bi ma def ak Cheikh Tidiane bi tey di nga gis téere tafsir yi ma fa cité yëpp kon xam naa la ñu wax ñoom ñëpp waaye nag ginnaaw la ñu wax yooyu yëpp après da ngay synthétiser yow nga génnee sa résultat wu bopp bu dul loolu doo ko mën a kii ay répétition lay doon rek. sëñ Malick Sène wallaay wax nga dëgg dafay laaj xam yàlla parce que boo xamee yàlla ci ngay mën a comprendre loolu waaye boo xamul yàlla da ngay imaginer yàlla ci benn imagination boo xamante ne c'est totalement erroné. te xadis ba waxoon na la ne wala asar bi kullu ma xatara fi baalik fallahu bi xilaafi zalik lépp lu toq ci sa xel rek yàlla wuute na ak loolu kon doyadal yàlla weesuwul nga di ko tënk ci bërëb naan fii la yemoo fii la toog ak jëmmam feneen fu mu nekk ak xam-xamam dafa nekkee. bu fekkee question am na mën nañ jël ñaar ba ñetti question maa ngi jéggalu bu baax a baax ci xaw a sonn bi ak kii bi xam naa gëj a daje bi yooyu bokk na ci li ko waral. mbokk yi laaj ci wàllu plateforme bi aussi bëri nañ trop bon ñu ngi ciy liggéey ngeen ñaanal ñu yàlla rek incha allah dafa am lu xawoon a taggatéem bi waaye ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax dina sotti incha allah ci quelque temps amoon nañ yaakaar ne dana sotti balaa koor gi waaye malheureusement ñi nga xamante ne aussi dañoo bëgg a jàng de façon individuelle bon man damay joxe ay cours individuels ku soxla mën na ma jokk xëy na dina wuuteeg cours plateforme baag yooyu waaye. am na ñoo xamante ne ci koor gi sax ñu ngi leen doon jox ay cours individuels donc ñu ci soxla te mu intéressé leen mën nañu jokkoo incha allahu taala. mbokk mi nee na lan lay wax ci xadiisu jaariya bon question yaa ngi taw de yéen est-ce que du ma fi fanaan bu ma naree tontu seen question yi yëpp waaye xaaral ma xool benn par benn yaa rabbi yaa rahman xaaral ma xool benn par benn maa ngi ñëw ci seen question yi incha allah ñu ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله ومن فعله نهج الإله ودينه وليس سواه إنما القول قوله بنى خبة الإسلام بالوحي داعيا إليه جميع الناس قد عم ظله خديمك هذا في بريس معوقا سواه لدى واد نقاة مواصله يعلل نفسا بالوصال فعله بوقت من الأوقات تنفك رجله فهل تسمح الأيام بالسير للنقا فيقضي لنا كل الفوائت أهله. Abdourahim Sow nee na kon lu tax ñuy wax naan ku wax lu dul dëgg da ngay yëngal arash kan moo mën a yëngal arash yàlla gi kenn mën daf ko mën a yëngal dañuy wax rek loolu laa la wax léegi ne ay asaar yu ñu sukkandikoo yoo xamante ne yépp ay israiliyaat la lii nag dafay laaj jàngam xadis dafay laaj xóot ci wàllu xadis pour mën a xam yi ci israiliyaat li ci yonentu wax ak lu ci yonentu waxul. gis nga ñii bu dee ñiy wax ci télé yi la ci Sénégal fii buñ la waxee téeméeru xadis 99 yi wérut buñ la waxee téeméeru xadis 99 yi wérut. bon ku bëgg a jàng nag jàng dafa am lu muy laaj je répète encore jàng kenn du ko defee ci Facebook wala ci ay YouTube ak nangam jàng dafa am lu muy laaj dafay laaj sacrifice. ñuy jàngale proposé nañ seen service ñun ñu bëgg a jàng nañ dem vers ñoom. man par exemple bu fekkee dama ñëw ne mën naa jàngale xadis ku bëgg a jàng na ma approché mais bu mu xaar ne dinaa ñëw ci Facebook fii di ko jàngale xadis loolu bu ko naree xaar mu ngi sonal boppam du ma ko def. parce que man bi ma koy jàngee ma ko ci Facebook damaa voyagé dagg ay billet avion jënd ay téere tukki fii def nangam benn téere billaahi wallaahi tallaahi jaral na ma jugee Rabat ba Tanger ñi xam Maroc xam nañ diggante Rabat ak Tanger ni mu mel benn téere
pour dem wuti ko pour ñëw parce que dafa am lu ma doon gëstu pour kii ko donc loolu yëpp coono boobu yëpp bu ko nit sonnee dugg fii génn fii Nigéria Malaisie Maroc nangam ngay ñëw toog nar a jàpp sa lees jël sa kaasu café di xaar pour mu ñëw ci Facebook jàngal la ko mais xam nga ni loolu sax mënta nekk. naka noonu ku bëgg a jàng alxuraan bu nekkee nit ki dafa sonn ci daara ji tukki dem kokki dem nangam jàngi alxuraan ba mokkal nga nar a xaar mu ñëw ci Facebook di la jàngal alxuraan maa yombi nga waroon a dëkk. jàng dafay laaj sacrifice ku bëgg a jàng pour xam yii nii sama bunt ubbeeku na damay jàngale xadis ku ñëw ci modalité yi ñuy jàngalee ñu jàngal la ba bu ñu paree ci yow xadis boo gisati di nga xam ni nga koy opéré. Seydi Omar Thiam xadisu ashaabi kan nujum bi ayyihi muhtadaytum iqtadaytum wérut xadis bi waxuma la wérut sax xam nga wérut mooy daif waaye xadis bi mawdoo la ijmaan mawdoo la mawdoo mooy xadis bu ñu sosal yonent bi te xadis bi pour ma wax la benn affaire amul sax chaîne de transmission amul sax isnaad li ko tax mu siiw nag mooy dafa ñëw ci téere nit koo xamante ne yàlla da ko may xabul mooy imaamul Ghazali te xam nga lu ñëw ci téere kilifa yu mel noonu dafay siiw te imaamul Ghazali téere mi dañoo am xabul ci monde musulman bi daf koo indi ci téereem Ihya Ulumuddin léegi nag benn cheikh baay buy jàng yem ci Ihya Ulumuddin gis fa xadis bi dafay jàpp ne lu wér la te imaamul Ghazali moom ci boppam moo waxal boppam mu ne li muy rëccu mooy lim jàngut xam-xamu xadis imaamul Ghazali xamutoon ci xadis dara naa ngi jégalu lii duut suufeel ko waaye moom moo ko waxal boppam te borom xam-xam yi ko tarjamaal ñoo ko wax moom xamutoon ci xadis dara ay affaire chaîne de transmission ni xadis bi wéree ni muy wéradee ni muy nangamee moom yooyu xamu ci woon duutoon fànnam moom il était plus spécialisé ci wàllu philosophie wàllu rhétorique wàllu yu mel noonu ak wàllu pas-pas donc xadisu ashaabi kan nujum bi wérut am na benn mbokk bu laaj xadisu jaariya mu ne lan laa ci wax xadisu jaariya bi mooy wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa am benn bayal la bu jigéen boo xamante ne jaam la woon am ku ko moom mu ñëw war koo goreel ñu ne yonentu bi daal di ko ne ana yàlla ayna allah mu ne ko mu ngi ci kaw yonentu bi daal di ne goreel ko bon d'abord mbokk mi yow mi gëm lii te di ma déglu xam nga légèreté ci diine amin Seydina Omar yàlla nañu yàlla musal ci njumtee boroom xam-xam li woykat bi waxoon la rek bu boroom xam-xam fakastaloo jaat ala yadihi basairu xuula boroom xam-xam bu naka lañ koy waxee bu fattee bëtam bi bu amee lu ci dugg mu fatte di toxoñu ñu topp ci ginnaaw ñëpp dañuy gumba boo may tuut donc njumtee boroom xam-xam lu doy waar la ala ayati xaal ma ñëwaat ci xadisu jaariya bi mbokk mi légèreté weesuwul nar a jëlee sa diine ak sa pas-pas ci ay xadisu ahad mooy xadis boo xamante ne benn nit wala lu àggut xaddu tawaatur ñoom ñoo ko riwaaya bon exemple nekkuma pour joxe mustalahul xadis waaye xadisu jaariya bi xaaral ma jox la benn exemple rek pour wan la ne gëm ko ak naan danga ciy jàppee sa pas-pas légèreté la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem saxaabaam yi mës a tuub yépp ñi gumba ci ñoom ak ñiy njàccaar ci ñoom ñi muuma ci ñoom ak ñi doon wax ci ñoom amu ci kenn ku mu mës a laaj ana yàlla ku dul jaariya bi bu fekkee ne jàpp nañ ne riwaaya bi wér na est-ce que loolu yenu na maanaa bu doon diine la yonent bi di ko commencé ci jaariya bi konoon ci Seydina Babacar ak ñoom Seydina Ali la koy commencé ak ñoom Seydatuna Khadija nee na ana yàlla bu doon loolu diine la bu doon loolu pas-pas la bu ñu war a jàpp konoon ci ñoom la koy commencé mais amul benn saxaaba ci 124 000 yi ñu wax ne yonent bi bàyyi na leen fi ku ñu mës a riwaaye ne yonent bi laaj na ko ana yàlla ku dul jaariya boobu noonu loolu rek waroon naa tax ngeen def xadis boobu entre parenthèse te ngeen def ci ngandi point d'interrogation loolu benn la ñaareel bi mooy xadisu jaariya bi boroom xam-xam yi tontu nañ ci première bi mooy jaariya bi dugutoon ku mën a wax kaanat bakma comme ni ko Ibnu Hajar al-Haytami indee ci al-Fatawa al-Hadisiya te ñooñu naka nga leen di laajee mooy ak ishaara la ñuy tontoo te ñoom pour ñoom yàlla yi ci kaw suuf fii ñoom ñooy xërëmu màkka yi
yàlla yi ci kaw asamaan pour ñoom moom mooy yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu benn la ci tafsir yi ci borom xam-xam yi joxe waaye xaaral man ma jox la sama istimbaat boo xamante ni man maa ko def ci xadis bi aouzu billahi min kalimati ana xam nga ci riwaaye xadis bi boo xoolee di nga gis ñi ne yonentu bi daf ne leen da'uha fa innaha mu'mina ci benn ci riwaaye yi da'uha boobu noonu lu muy tekki mooy ne saxaaba yi dañoo naroon na jug dóor ko wala ñu faagaagal ko mooy ne naruñ ko woon a bàyyi bu yonentu bi intervenir wutoon kon bu doon li mu wax dëgg la est-ce que dana soxla saxaaba yi di ko jéem a attaqué ba yonentu bi di def intervention pour sauver ko est-ce que yaa ngi bàyyi sa xel ci li may wax mu ngi mel ni waa ji ñëwoon ci jumaa ji fekk yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xutba waa ji taxaw di saw ci koñu jumaa ji lan la leen yonentu bi wax bi saxaaba yi jógee da'uhu bàyyi leen ko bi mu sawee ba pare mu ne leen jël leen ñaari siwo ndox ngeen sotti ci kon ndekete jug googu ñu jugoon pour dal ci kaw waa jooju mooy ne la mu doon def baaxut et la même chose la ñu jugee pour attaquer jaariye bi ci tontu bi mu joxe mooy ne kon tontu bi mu joxe c'est erroné bon lii nag il faut un peu être un peu kii pour mën a xam li may wax nii kon laaj bi fii du palaasam daal wala moo ture xaw ma lan nga war a wax xaw ma lan nga bëgg a wax mbokk mi laaj ci xadisu jaariye bi kon je te répète xadisu jaariye bi en aucun cas aslan dafa wérut ndax ay ilali kese la ak ay tadaarub ak ay ittirabaat te bépp xadis boo xam ne dafa am ittiraab loolu dafay waral xadis bi daif ndax al muttaribu naw'un min ad daif comme ni ko borom xam-xam xadis yi di waxee xadis bi ay ittirabaat kese la tantôt ñi ne la jaariye bi moom moo waxal boppam tantôt ñi ne la jaariye bi dafa ishaara tantôt ñi ne la yonent bi da koo laaj ana yàlla tantôt ñi ne la yonent bi da koo laaj ndax gëm nga tantôt am na benn riwaaya boo xamante ne bu fekkoon ne moom la ñuy jàpp ne am na lu ci wér xëy na riwaaya boobu la mooy yonent bi daf ko ne atashhadiina an laa ilaha illa allah ndax seede nga ne yàlla amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg bu dul moom mu ne waaw bu doon am na lu ñuy jàpp ci lu wér ci xadisu jaariye bi kon riwaaya bi la mais du yeneen riwaaya yi la ngeen di indi yéen bon on passe bu fekkee beneen question am na Ibrahima Diouf nee na cheikh bi dangaa ne woon benn xabi benn bon Ibrahima Diouf maa ngi jégalu fii du place am vraiment mbokk mi lu mu laajaat célibataire ak marié wax nañ ci commencement bi bu ñu paree mën nga dellu ci commencement wu live bi yow mi laaj ci wàllu célibataire ak marié moom laa ubbee laysa fi lxadisi ma yadullu ala ma qulta laa maanan wala kitaabatan amul lenn ci xadis bi luy neel yow ci riwaaye bi nga gis xadisu jaaree bi ñaata riwaaye la am est-ce que xam nga ko man xadisu jaaree bi gis naa borom xam-xam ni ci bind téere lëmb xëy na yow benn riwaaye boobu nga gis moo tax mais dellu ci yeneen riwaaye yi nga xool rek boo demee ba wër te xam nga borom xam-xamu xadis yi dañ ne la baabu xadis maanaam xadis buy ñëw di wax ci benn thème boo dajalewul li ñëw ci baab bi yëpp doo mën a génne àtte man balaa ma lay wax li ma la wax nii damaa xam li ñëw ci riwaaye ci xadisu jaaree bi yëpp de cheikh bi il faut vérifier ah sëñ buubu Samb il faut vérifier bien di nga gis li ma la wax nii insha allahu taala Cheikh Agnès ñu ngi ziar bu baax ak ban question bu fekkee amul beneen mën nañu kii Blondin Boy boo ma envoyé message messenger insha allah dinaa la jox numéro bi maza taqulu fi lxadisi Haji Malick Sène comprendre ma li nga bëgg a wax de na xadisu lan ngay jublu nga junj noonu xam-xam bu àndu ak coono amul Abdurahman ibnu Awf waaw waaye bon xam nga coono boo xamante ni itam allahul mustaan saaniyan xadisu Omar innama al amalu binniyaati buubu Sàmb xadisu Seydina Omar innama al amalu binniyaati xadis ahad la loo ci jublu
ndax dama laa wax ne xadisu ahad kenn du ko jëfandikoo dama ne la ci aqida innamal amalu bi niyyat ci xadisu aqida la bokk xoolaatal li ngay wax waay bon c'est vrai que xadis bi Seydina Omar kese moo ko riwaay ci kaw suuf mais lii bokk ci buntu aqida de xëy na bu fekkee da ngaa xàmmewul luy war a dugg ci buntu aqida ak lu ci dugg nag boobaa mën ngaa ñëw inscrire ma jàngal la aqida incha allah ak wax la naka la ñuy xàmmee lu war a dugg ci buntu aqida ak lu ci war a dugg loolu fànn boppam la. Ibrahima Diouf mën nga ma envoyer message messenger ñu wax ci incha allah fii dafa nekkul place am te buñ ko ubbee dañuy yaatal tabaan li anna niyata min amalil qalbiya léegi yow buubu sàmb da nga jàpp ne lépp loo xamante ne jëfu xol la rek ci aqida la bokk yaa rahmaanu yaa rahim cheikh bi soxla nga ñi kiyaat ñi tegalaata la ay darsu de yan téere nga jàng ci wàllu aqida tey jii boo jugee pour dem jàpp ji jug pour dem jàpp pour ñëw julli wala pour ñëw jàng alxuraan ndax loolu ngay def noonu pas-pas la aqida la c'est xeet kon yow xamee sax lii aqida ak lu dul aqida boo jugee pour dem julli ji ndax loolu aqida la dafa am ay fiqhiyaat am ay mu'taqadaat am ibaadaat am muamalaat ay buntu la moo tax boo ubbee téere xadis yi nga ko ciy fekk boo ubbee téere fiq yi nga ko ciy fekk baabu tahaarati baabu nangam il faut distinguer lan moo war a dugg ci buntu aqida ak lu ci war a dugg loolu nag boo deful lee BAB xam-xamu aqida doo ko mën a xam du ne xadis boo gis rek dafa war a dugg ci aqida de aqida sam'iyaat la ak mutawaatiraatu sam'iyaat ak yu xaw ma la nag comme ni ko borom Sanusiya waxee woon يا سيدي يا رسول الله وقد طال عزلي عن نفود جنابه فيرحم خير الناس من طال عزله فأمشي إلى ذاك الجناب معفرا خديدا وزال السوق عني وذله dem ba 2h30 15 minutes فيشفي سقاما كل عنه طبيبه وجرحه واشتد في الجسم ويله وفر اصطباري بعد طول تجلدي وقد خرط الدم sëñ Mos dafa mel ni yaa ngi bind nga ne wa kaana arshuhu ala al maa'i bon cheikh bi wa kaana arshuhu ala al maa'i il te suffit juste nga xool siyaaqu aaya bi mu ñëw aaya bi yaakaar naa ci suratu Yunus la nekk bu ma juumul wala suratu Hud afwan suratu Hud wa huwa allazi xalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kaana arshuhu ala al-ma donc li ma waxoon lay confirmer foo gis arsh su istawa ala al arsh summa istawa ala arsh wala yàlla di wax ay waxu arsh qadiyatul xalqi la fii gis nga وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لكم لما وخن وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين léegi lan moo ci problème bi ndax alal maa yi bi moom mooy sa problème wala bu fekkee alal maa yi la alal maa yi firiwul ndox de comme ndox yi nii ñi xam nii déedéet firiwul ndox de almaa u ci arab firiwul du ne fu nekk lay firee ndox loolu tamit beneen bunt bu yaatoo yaatu la buñ ci duggoon mën naa la cee defal comme ni ma def ci istawa beeg sawwa beeg sawiya bi te loolu daf ñuy jëlal beneen temps naam Seydi Malick incha allah darsu xadis moom man ku bëgg a jàng xadis comme ni ko Seydi Malick waxee mën naa ko jàngal waaye nag sincèrement jàngale xadis ci Facebook moom du ma ko def loolu du nekk sax jox xam-xam xàqam ak valeur bu mu am du ne dañoo siis ci jàngale wala dañ cee fiir wala nàngam waaye dafa am loo xamante ne aussi dafa am lu muy laaj ku bëgg a jàng kooku dafa bëgg a jàng danga koy teg ci condition ya muy jàngee mu jàng la muy jàng mu wér
ku bëgg a waxtaan wala tere ci ay thème loolu leneen la, loolu mën nañoo toog fii partagé ko. waaye nag koo xamante ne matière lëmb la bëgg a jàng, tey jii ñi jàng ingénierie wala ñi jàng informatique wala ñi jàng économie wala science de gestion wala marketing, ndax dañuy def ay live toog di leen koy jàngal ak nangam ci Facebook bi fu nekk? déedéet. am na ci ñoo xamante ne daf leen jaral ay millions la ñuy fay dem dugg ci ay institut jàng ko, te xam-xamu xadis moo gën a valeur loolu yëpp, ndax lii mooy sa xam-xamu diine bi nga xamante ne daf lay topp ci àdduna topp la ci àllaaxira, tandis que lee ci àdduna bi kese la yam, bis bu nit ki dee jeex na. tey jii man bu ma mënee fay ay millions pour dem jàngi ingénierie wala dem jàngi informatique wala dem jàngi économie wala dem jàngi science politique, pourquoi pas ma fay ay millions pour dem jàngi xam-xamu hadis te mu nekk lu gën a valeur téeméeri junne yoon? waaye duñ ko def. boo ne nit ki bu bëggee jàng diine, boo ko ne dafay fay sax nga gis mu commencé tayal, pour moom jàng diine dafa war a nekk lu gratuit. alors li yonentu bi indi moom da nga ko war a jàng gratuit, waaye li William Shakespeare indi wala li ñoom Victor Hugo indi moom da ngay fay pour jàng ko. ban doyodal moo gën a rëy loolu? loolu ku koy def mën na koo def, mais man duma ko def. Imam Malik ibnu Anas, Imam Malik ku jàng taarixam gis nam def ak Abu Jaafar al Mansour ak Haruna Rashid ci Muwatta Malik bi mu ko bindee, di nga xam ñoom borom xam-xam yooyu nañu joxe woon xam-xam ormaam. ndax am na kenn ci ñoom, xaw ma Haruna Rashid la, xaw ma Abu Jaafar papa maamam, bi mu ñëwee ne Imam Malik na ko liiral Muwatta, daf ko ne wàccal ci sa gàngunaay yi nga toog ci suuf, parce que sànq bi ngay wax yow buuru jullit ñi yaa doon wax, léegi man nga bëgg ma liiral la waxu yonent bi, kon yonent bi mooy wax ak yow, da ngay toog ci suuf man ma toog ci kaw. mu daal di wàcc toog ci suuf moom buur bi, Imam Malik yéeg ci kaw toog. Imam Malik dafa amoon ay yére spécial yoo xamante ne buy jàngale xadis la koy sol, am parfum spécial boo xam ne moom lay laal buy jàngale xadis. te nit ñi dañ daan tukki dëkk ak dëkk, nga dégg ñu ne la ñoom Ibnu Majishun jugee nañ dëkk sàngam dem ba Medina, ñoom Sahnun jugee nañ nangam, ñoom Ibnul Qasim jugee nañ réew sàngam dem ba sàngam jàngi. léegi yow nga bëgg a toog rek sa biir néeg teglante sa tànk ci sa salon wala tëdd ci sa kaw canapé, ñu jox la xam-xam bi nii gratuite. bu ñu la ko joxee noonu da ngaa war a tiit, parce que xam nga ne bu boobaa sax du barke. man des fois dinaa dagg billet dem ba Nigéria, jugee dëkk ci biir Nigéria pour dem gis Chérif Ibrahim Saleh pour jël dara ci moom. alors il faut mu am lu ñu jaral, waxuñ ne kenn mu kii, waaye kenn ku nekk la xam-xam bi jaral yow yaa ko xam, moom ngay def, te nanga ci sonnee noonu ngay amee njëriñ li. bi qadri ma tuhibbu tanaalu am daadu ayna tuujadu xaaliyan. maa ngi Dakar, Seydi Munhamid Nassi, maa ngi Dakar. Est-ce que connaître où se trouve Dieu est une obligation pour les musulmans? ndax xam fan la yàlla nekk c'est une obligation? bon, xaw ma ndax xam fu yàlla nekk obligation la, waaye xam yàlla moom obligation la ci jullit, parce que faalam la ñu yàlla wax ba pare, faalam annahu la ilaha illa allah. donc képp kuy jullit bu xeewu te xam li ko war, xam yàlla farata la ci moom. kuy jullit bu sàggan nag, koo xamante ne nii lislaam am ñoru ko, kooku xam yàlla mën na bañ a nekk farata ci moom. Haruna Rashid bokkut ak Chérif Ibrahim Saleh de, Cheikh Haruna Rashid. ok, Haruna Rashid kële, d'accord Haruna Rashid la loolu xewoon ci moom. dafa ñëw Médine, mu ne Imam Malik dégg naa dangaa bind, te moom moo ko joxoon ordre sax pour mu kii téere bi, ana Imam Malik owal leen ma ko. Imam Malik daal di ñëw mu ne nañ ko wax mu indaale Muwatta. bi ñu waxee Imam Malik loolu, mu ne leen Malik de bu ko buuru jullit ñi woowee mën na koo dem uyu ji, parce que kilifaam la. kanta Muwatta bii ma bind nag ay waxu yonentu laa ci dajale, moom du fekki kenn, yonentu bi du fekki kenn, nit ñee koy fekk si. après bi ñu demee wax ko Haruna Rashid ne waaw wax na dëgg, ñun nañ dem seeti ko. mu daal di ñëw fekk Imam Malik. bi mu ñëwee dugg toog ci kaw, Imam Malik toog ci suuf, mbooloo mi yëpp ñu ngi ci biti. waxtaan ak moom jàmm sant, ne ko ay ci ana Muwatta, indi ko mu ne ko ay ci bismillah, commencé nga liiral ñu, mu ne ko déedéet, sànq bi ngay wax ak man Malik ibnu Anas nga doon waxat.
moo tax nga mënoon toog ci kaw man ma toog ci suuf léegi nag bu ma la naree liiral Muwatta yonent bi mooy wax ak yow dangaa war a wàcc toog ci suuf man maay toog ci kaw te noonu la ko waa ji defee te ku xam Haaruna Rashid nag yow yaay xam valeur wax ji. Haaruna Rashid bokk na ci buur yi gën a nguuru ci Banul Abbas te seen nguur gën a rëy ci jamono ci Banul Abbas daanaka ñi des ci Banul Abbas ñëpp ay doom ki ay sëtam lañ en tout cas xam-xam moom dañ koy jox àqam ñi nga xamante ne nii dañuy jugee Sénégal fii dem ba Égypte maa ngi gis Cheikh Malick Sène mu ngi fii Sénégal la jugee dem ba réew sàngam pour jàngi diw sàngam Sénégal la jugee dem ba réew sàngam pour jàngi alors léegi nag bu fekkee nit ki yaa ngi nekk fii diw nekk fii informatique am technologie bi yëpp am nga bëgg xam-xam ni la for boobu yombee sëgg bi yomb la nga bëgg tamit ñu tegal la ci gratuitos dafay xaw a sant Cissé Cheikh Agnès tey dangaa taag ñu ngi lay ziar bu baax xam naa daa mel ni question yi jeex na de mën nañu daaneel diwaan bi après ñu tàggatoo incha allah bu fekkee beneen question amul حقا ووابله على أن لطف الله ثم جماله. Aminata Barham ku bëgg a jàng wala ku bëgg a kii rek mën nga ma contacter incha allah ci messenger bu ngeen ma envoyé message incha allah dinañ waxtaan ak yéen ci modalité yi incha allahu taala. لقد غمرني لا يرى عود شكله يجي العائدون لا يرون مشوشا فقد غاب فرع الساقم عنهم واصله. شرحت بذا حالي وليس بحاجة إلى الشرح والتبيين والحل حله. Fallou Sall lan mooy sa question gisuma ko de dafa am question yu bari daf maa rëcc ku ma gisul question mën na ma baal mu envoyé war ko s'il vous plaît question yi peut-être mën nga tënk question bi Fallou Sall. معي ذكر مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق أحمد ناقله بيوم أتلو. شايفنا حديث بوبو حديث ملان وظيفة بي بجهر وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله. فهل أبصرت عيناك أحلى معيشة من العبد فهو الحمد لله كله. رأيت رسول الله جهرا ويقظة بباريس هل ذاك المحل محله. Fallou Sall ndax xadis bi wax ci malaanu wasifa bon xadis bi ñu mën a daliloo malaanu wasifa ndax malaan bu weex rek lay wax bon il faut souligner que citéwul couleur bu weex daf ne rek la yazkuranna allaha qawmun fi dunya ala furushin mumahadatin yudxiluhum allahu darajatil ula aw nit ci àdduna danañ tudd yàlla ci ay malaan yoo xam ne spécialement dañ koy laal pour tudd yàlla jamono ba ñuy tudd yàlla dina leen dugal ci aljanna yu kawe ya bis penc donc tuddul spécifiquement que ne malaan bu weex la war a doon wala malaan bu xonq wala nàngam mais nag couleuru l'islam dafa am ay couleurs yoo xamante ne moom la tànn lu ci mel ni weex lu ci mel ni verte ainsi de suite kon bu fekkee yàlla tànnal nañu tiijaan yi am malaan bu weex donc dafay gën a baax rek dafay gën a dëppoog l'islam yi tamit Maalang Seydi ndax mën naa wax ci affaire héritage yonentu lan laa war a wax ci héritage yonentu bu fekkee mën nga gën a préciser sa question bi s'il vous plaît. Son bi kan moo ko woy sultan la tudd ak ban question daa mel ni aide bi jot na de 4 minutes moo ñu dese incha allah pour ñu tëj bu fekkee am na ko am question mën nañ ko kii Omar Sy yàlla na yàlla nangu ziar ñu ngi رأيت رسول الله جهرا ويقظة بباريس هل ذاك المحل محله.
فشأنك خير الناس والخادم الذي له زمن ما جامع الصرف عادله فشأنك خير الناس والخادم الذي لسول افتراخ الجير خطر عقله. Marco xadiisu arab yi la mooy xadiisu arab yi bu fekkee mën nga ma ko gën a leeralal loo bëgg a wax. Sëriñ Murtala Tasawuf Gay nee na ndax yàlla ku ñuy gis la. Bon sëriñ Murtala laaj bi mooy ndax gis lu du yàlla mën naa nekk sax maanaam xam nga gis yàlla moom loolu du kéemaan de gis yàlla du miracle contrairement ak li nit ñi foog ay yàlla benn jëmm ju ngand la bu toog boo xamante ne boo ko gisee sa bopp bi toj. C'est pas ça. Gis yàlla yéemewut li yéeme mooy gis lu dul yàlla loolu mooy li yéeme waaye gis yàlla yéemewul de ku dem ba mën a gis lu dul yàlla kooku moo jëra yéem kooku moo jëra téye sa bopp bi yéem ko lool naka la mën a dundee gis lu dul yàlla. waaleykum salaam Seydi mu ñëg ñang kayfa xaalukum marhaban bikum. gis yàlla yéemewut Seydi Murtada dégg nga xadis rajulun yuqaalu lahu fil xadis rajulun yuqaalu lahu daraaj. Bon Mouhamadul Amin Sow xam naa ne xadis bi nag ndeysaan yéen a ngi ciy jànkuwante ak problème yu bëree bëri parce que depuis bi ma ko waxee ba léegi 2016 la yaakaar naa 2016 la woon mooy xadisu malaanu wasifa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la yazkuranna allaha qawmun fi dunia ala alfurushi mumahadatin yudxiluhum allahu darajatil ula. Albani dafa wax ne daraaj daif la parce que nangam ak nangam waaye loolu duwul lu wér parce que ki ñuy tadifal xadisu daraaj yi Abu Saïd al-Khudri bokk ci te xadis bi xadisu Abu Saïd al-Khudri la donc te daraaj tadifal bi ñu ko tadifal ci wàllu suul xifz lañ wax yaakaar na en tout cas beneen buntu la mën nañ ci bañ a xuus bu ngeen bëggee incha allah live prochaine ñu wax ci waaye daal xadis bi xadis bu wér la jàpp leen loolu. ibaadu yi nag moom xadis boobu da leen a arrangé wul moo tax nu ñu mën pour wax ne daif la danañ ko def. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tëj mbooleem buntu yu nit war a jaar pour taawil ci xadis boobu xam nga boo waxoon ne rek la yazkuranna allaha qawmun ala furushin mumahadatin yudxiluhum allahu darajatil ula aw nit danañ tudd yàlla ci ay malaan yàlla dana leen dugal aljanna bu doon noonu rek la ko yonent bi waxee konoon wallahi allazi la ilaha illa huwa dañuy ñëw ne la loolu àllaaxira la ñuy tuddee yàlla boobu noonu. Seydi Fatih marhaban maa ngi ziar Siisa na nga def waaye yonent bi dafa tënk mbir yépp ba nga xamante ne bàyyiwul benn bunt pour aji taawil buy taawil daf ne la yazkuranna allaha qawmun xam nga bu waxoon al qawmu mu def ko bil maarifa ak alif ak laam konoon dañ naan la saxaaba yi la ci jublu parce que ñoom ñoo gën ci xeet wi ñoom ñooy aji mbaax ñoom ñooy nangam mu daal di ko nakiraal qawmun pour wane ne xamuñ ñan la ñuy ñëw lañ duut ñi ma nekk en tout cas. ñaareel bi bu waxoon la yazkuranna allaha qawmun kese konoon mën nañ laa wax ci àllaaxira la yonent bi ne la fi dunya ci àdduna fii kon mbir mi duut àllaaxira lay amee fii ci àdduna la te alxuraan sax dafa am shaahid buy kiyal loolu buy dëggal loolu parce que yàlla wax na ci alxuraan aaya bi waay wa man yaatihi mu'minan qad amila saalihaati fa ulaa'ika lahum darajaatul ulaa gis nga wa man yaatihi mu'minan qad amila saalihaati fa ulaa'ika lahum darajaatul ulaa yonent bi ne la yazkuranna allaha qawmun fi dunya ala furushin mumahadatin yudxiluhum allahu darajaatil ulaa lii nag ñi xam tuuti mën nañ ci sayru de qad amila saalihaati bi baatu qad amila saalihaati bi mën nañ ci sayru bi yaatu bëggoon naa Sayyidatuna Fatima maalam Seydi lan lañ ci war a wax Sayyidatuna Fatima doomu yonentu la yonentu bi moo wax ne Sayyidatuna Fatimatu badaatu minni ku ko merloo man la merloo ku ko kontaanloo man la kontaanloo jaratul commentaire bu bari. Albani wallaay wax nga dëgg Seydi Cheikh Tidiane Albani de daa sant Cissé de est-ce que nit war naa taxaw ni yàlla la bon
fa ñuy waxee ne yàlla nit kay du wax ne yàlla la moom nit du wax ne yàlla la de nit du wax ne yàlla la waaye nag est-ce que sëñ bi yow mi laaj lii xaasim Ndour est-ce que bàyyi nga sa xel ci alxuraan ne garab nga xam ne jamaat la wax na ne yàlla la moom min ash-shajarati an ya Musa inni Allah safara buy tàkk le feu wax na ne yàlla la léegi ndax safara si moo wax ne yàlla la wala garab gi moo wax ne yàlla la bay nit di wax ne yàlla la bu dee nangu nga ne garab muy jamaat bu taxaw ami bànqaas ami reen ami xob moom mën naa wax ne yàlla la kon war ngaa nangu ne doomi aadama gën ci lu yàlla bind war naa mën a wax ne yàlla la bu dee nangu nga ne safara suñu taal ak ay matt xamb ko muy tàkk moom mën naa wax ne yàlla la falammaa jaaha nuudiya yaa Muusa innanii ana Allah bu dee nangu nga ne safara soosu moom mën naa wax ne yàlla la kon war ngaa mën a nangu ne nit tamit war naa mën a wax ne yàlla la mais bu fekkee dangaa gëm comme man ni ma gëmee que ne duwut ne safara si moo wax dafa am lu wax ci làmmiñam duwut ne garab gee wax dafa am lu wax ci làmmiñam kon war ngaa nangu itam ne que duwut ne nit ki mooy wax dafa am luy wax ci làmmiñam fay nit nag di yegg bay wax loolu nit du fa nekk de faaw da ngay xam ne yonentu yàlla Muusa xamee woon falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusa saa'iqan foofu ngay mën a toll boo fa toll nag nekk doomi aadama nii di mën a gis sa bopp di mën a gis téléphone bi di mën a gis Facebook di mën a gis WhatsApp di mën a gis connexion di mën a gis mbaxana ak jaar dàll ak jaaru doo mën sa wax ne yàlla boo ko waxee dangaa bokkaale j'espère que leer si Makka ak Medina bëggoon naa wax xadis bi sëriñ bi loolu dina gudd lool jaar-jaaru yonent bi ci Makka ak Medina depuis weeru koor daaw ba léegi ci loolu lañ nekk di mën ngaa delluwaat ci live yi weesu woon rek incha allah direct bu mujj sama tontu bi desoon na Abdullahi ibnu Saba bon bàyyi laat Guèye mën nga garder question ba semaine prochaine s'il te plaît parce que suñu temps jot na de maa ngi lay nuyu say Mamadou Khalilou Diop naka waa Libéria mbaa yéen a ngi si jàmm dafa mel ni heure bi jot na mën nañu daaneel diwaan bi après ñu kii incha allah. فشانك خير الناس والخادم الذي فريضته حب الأمين ونافله تكالب أعداء عليه لحبكم فشتت لهم شملا ليجمع شمله عليك صلاة الله ثم السلام يقود لنا ما فات طرا ومثله عليك صلاة الله ثم السلام يتم لدى هذا الخويدم سؤله عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي لا زال في الخلد نزله عليه صلاة الله ثم سلامه أعود إلى شغلي وشغلي شغله عليه مع الآل الكرام وصحبه أنال عطاء منه قد طال ذيله عليه مع الآل الكرام وصحبه أنال عطاء منه قد طال ذيله ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله. bon xam naa ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci xaabaabal bi dafa mel ni 2 heures de temps bëri na lool waaye incha allahu taala chaque semaine dinaa ma wax ko affaire bu mën di të ba léegi ñu ngi ñaan yàlla mu mën ñoo may ñuy mën a tënk waxtaan bi ci 45 minutes incha allahu taala yàlla na yàlla dimbale ñu ngi jéggalu ci njuumte yi am ci wax ji bu fekkee des naa leer wala njuumte yi bëri na ci wala sabku lisaan bëri na ci ku déglu ba mu jeex nag te comprendre oo da ngay allier kii bi rek nga commencé waat dégluwaat
loolu moom secret la boo xamante ne ñi xam ñëpp mën nañ leen ko wax à force d'écouter et de réécouter de réécouter da ngay forloo forul woon ci déglu bu njëkk bi. ndaka noonu itamit booy lire à force de lire et de relire et de relire da ngay forloo forloon ci lecture bu njëkk bi kon déglu di dégluwaat di dégluwaat di dégluwaat dina tax nga gën a comprendre yenn yi la rëccoon. yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla musal ñu yal na yàlla muccal ñu defal ñu tawfeex ci zaahir ak ci baatin. ñi ma jotut a gis seen question yi maa ngi jéggalu mën nañ ko garder ba samedi prochain incha allah ñu posé ko. yal na yàlla def ñu nekk ay ndimbal ñeel lislaam def lislaam mu nekk ndimbal ñeel ñu musal ñu ci musiba ak balaa ak tes yaakaar ak léegu ñaaw ak xawli sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barke Cheikh Tidiane barke képp ku am barke fa yàlla. in uridu lil islaaha mastataatu. plateforme bi pour ñu koy laajte waxoon naa ci sànq xaaral ma waxaat ci tuuti. ñu ngi ciy liggéey dafa am ay tagatémbe yu ci desoon ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu ci yàlla malheureusement et je le dis maa ngi jéggalu nag ci wax ji tàllal naa loxo ñaan naa ku ñu ci mën a dimbale ci yéen ñi ñuy teewlu ku am xam-xam ci wàllu informatique wala ci wàllu nangam wax naa ko combien de fois personne n'a proposé son aide. alors on ne peut voler avec nos propres ailes comme ni ñu ko mënee dilee que mu néew mu tuuti bu ngeen ñu bàyyee ak suñuy kii yu xeebu suñu doole bu néew. te chaque samedi ñu nar a nekk fii dafay métti ay nit bu ñu dajaloowee di bëgg a jëriñante dañoo war a dimbalante xëy na yéen ñu nekk fii di déglu wala ña ñuy nar a déglu ji am nañu ci am xam-xam ci wàllu informatique am nañu ci am xam-xam ci programmation am nañu ci am xam-xam ci gestion de site am nañu ci am xam-xam ci nangam tàllal naa loxo nee naa ku ma ci mën a dimbale bismillah kenn proposé wut ma eddam et chaque samedi ñu may laaj fan la plateforme bi toll. bu ñu ma dimbalee woon konoon pare na bu yàgg bu ma amoon dimbal li war konoon pare na bu yàgg mais tamit dafay sant si sa trop maa ngi jéggalu bu baax a baax nag yi moom wax dëgg yàlla bëgguma ko mais dëgg la bu neexut en tout cas ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy liggéey bu ñu ci yàlla dimbalee mu pare incha allah di ngeen ko yëg. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.